bismillahi macha allah wasalaamualeykum mbokku téléspectateurs yi salaamaaleykum soppeek xarit yi salaamaaleykum fu waay mën a féete ci àdduna bi ñu ngi lay nuyu di la dalal ak jàmm ci sa kanamu télévision Futur Média ñuy dooree nag émission bi nanu koy defee saa su ne ñu ngi nuyu sunu président directeur général nuyu mboolem directeur ci biir kër gi ak itam tout le personnel macha allah ñaanal leen barke. ñaanal leen yokkute ñaanal leen jàmm daal di nag wéyal mbokk yi nuyoo bi dem seeti ñi nga xam ne ñooy kilifa diine yi ak kilifa aada yi boole ci cofeel gudul jeex nu ngi leen di nemmeeku di leen ziyaara bu ñu waxee loolu itam dinañ ci boole ñi nga xam ne ñooy xalifa généraux yi di ñaan yàlla ñu yàgg fi lool te mu ànd ak wér saa bu nu waxee nag kilifa diine yi ak kilifa aada yi la suñu xarit ba waxoon boole nañ ci ñi nga xam ne itam ñoo yor wàlli église bi bu baax a baax ne kilifa diine kilifa aada bawul kenn macha allah noo ngi leen di nuyu bu baax a baax ñaanal leen ñu yàgg taxaw pour askan wi yal na yàlla nangu seen ñaan yépp macha allah. dugg ci hôpitaux yi di wax salaamualeykum maladie di ci nuyu ku ne di ci waxante ku ne lu baax macha allah ñaanal la yàlla wéral la te bañ a tëral kenn. feebar yi jàngoro yi nga xam ne kenn xamu ko sax mu wéral lépp macha allah yal na ko yàlla def nu ngi leen di nuyu bu baax a baax nuyu itam acteur de la santé yi ne ñoom itam ñoo nekk ci bërëb yooyu suñu jógee ci loolu dinañu dem ci prison yi di leen wax salaamualeykum di leen nuyu boole ci cofeel gudul jeex di leen wax ne ñu ngi bokk ak ñoom seen tiis ñu ngi bokk ak ñoom seen njàkkare ñuy fàttaliku ñu baaxoo woon di ànd ak ñoom tey ñu ngi ci njéggal sunu borom njéggal googu yal na ko yàlla yokk ci barke ya rabbi sallallahu alayhi wa sallam yàlla defal leen jàmm ci bërëb yi tedd yooyu sunuy wayjur ñu ngi leen di bàyyi xel sunuy wasila sunuy soppee yal na yàlla yóbbu leen ca aljana yi gën a kawe macha allah sunu maam Cheikh Tidiane Sy Al Maktoum ak ay soppeem yal na yàlla taas ñu ci seen barke yàlla taas ñu ci barke mag ñu baax ñëpp. macha allah ne Sénégal du looloo fi ñàkk seen émission wareef nag mooy Sénégal seen émission wareef xam ngeen ne mënoon naa wax ne fii penc la assise la dañu fiy toog échanger ak yéen en toute complicité ne émission bi du doon neex bu doon ne seen loxo newu ci yéen ñi ñu wóolu ba saa su ne ngeen jël seen ay histoire yoo xam ne yéen a ko dund seen biir xol seen biir yaram di ko bokk ak ñun itam ñu fas yéene ko bokk ak ñëpp dañuy ñaan yàlla na doon loo xam ne rek day saafarawu nuyu nañ leen ak égard bi ci war respect bi ci war di kontaan lool ci compter leen ci sunu ay téléspectateurs may jox kàddu gi Ndoye Bane moom itam di ko nuyu bu baax balaa soxna yi di agsi. jaajëf Eva ñu ngi lay ziar di ziar kilifa diine kilifa aada yi ci réew mi yëpp di ci jiital sunu sëriñ ba Cheikh Bassirou Abdoul Khadr di ko ñaan mu yàgg fi lool te wér. di ziar waa Pire Sañoxoor di ci jiital sunu xalif ba sëriñ Mansour Cissé ak sëriñ Maodo Cissé ak moom parent Jibi Diagne ak monsieur le maire sëriñ Mboub ñu ngi koy ziar bu baax ak sëriñ Mbaye ak soxnaam di nuyu bu baax Baye Bado Dieng ñu ngi koy ziar bu baax a baax ak ki nga xam moo di seen Sidi Mbacke seen Sidi Makhtar Mbacke nekk ca Pire ak soxnaam Ken Diagne ñëpp daal kilifa yoo fa ne yëpp ñu ngi leen di ziar di leen ñaanal jàmm te di ko ñaanal waa réew mi ak waa bitim réew yëpp. fàttali leen thème bi mooy jeunesse ak li nga xam ne mooy drogue kër yëpp la am yàlla nañ ci yàlla gën a musal macha allah. ajaratu Linguère nag moom jongama kumba booy la bu ñëwee dafay daagu nu mu ko neexee. kon nañu ñëw rek door nañ daan dooree tamit jërëjëfati Cheikhul Khadim Cheikh Ahmadou Bamba sunu yaakaari tey ëllëg sama maam yàlla na mag Nelson Mandela tëpp koy jaloore di ziar mboolem kilifa diine kilifa aada yi di ñaanal sunu soppe ba sunu maam Cheikh Tidiane Al Maktoum yàlla na yàlla yokk leeram taas mu ci barkeem Sëriñ Muntaxa moom Cheikh Mouhamadou Bassirou yàlla na fi yàgg lool te wér te yan bi woyof ci kawam ak mboolem sunu xalif généraux yi yaay déggeen yàlla na dëkk ak soppeem ba Seydina Mouhamed sallallahu alayhi wa sallam di ziar suñu yaay yi yëpp ak mboolem koo xam ne yaa ngi toog di ñu ñaanal ndaxte ñaan yooyu yëpp da ngeen ñoo yéen a jàmm rek moo tax ngeen dëkkee ko kon ñu ngi leen di ziar. ñuy waxtaanee wàlli drogue maa ngi joxaat kàddu bi Ndoye Bane ne moom itam yi mu jot a fekkee dafa bare bu nu ko doon bind livre du nu pare sunu doom yi nag nañ ci gën a bàyyi attention ne léegi saa yi dañ ñuy nax
boo melee ni Eva Tra sama bopp laa koy jëkkale ku dikk ci yow di la wax sa waxi doom dangaa naan dalaa bañ doom dana safaanool boppam nga daal di koy jël jiiñ ko keneen bu ñu am boobu regard nañuy xool suñu bopp ci kanamu glace nangu yi nga xam ne dafa dal suñu kaw xool lan moo ci suñu part de responsabilité fii léegi situé wu ñu ay responsabilité rek jiixi jaax duñ ci jug doy ban bismillah. jaajëf Eva lépp looy nit doomu aadama ni jëfandikoo mu koy tàkkaleeg sagoom muy absenté wu nga gis su li tax ñu tere ko religion yi ñu ci bari di ko bañ dañuy bañ soo mandee def na ko su dul noonu ci yàlla soo mandee wax loo warta wax soo mandee def loo warta def soo mandee rey wala nga violé parce que am na benn xeesa bu ma dëggoon borom xam-xam yi di ko netti xaw ma dañ ko doon jouer film nit ki mandi woon rey jabar ji tëdd ak yaayam rey doom maanaam rajaxe kër ga ba mu kii parce que pourquoi dafa mandi waaw ñun ko lii mooy li ñu sib ci mandi loolu ndax nekkatuloo la nga doonoon voilà soo ma demee ba mandi bi rees ci ngay xam ni yow mii nekkoo woon dëgg la li koy joxe mooy tux yàmba drogue yu cocaïne mooy xeet yi nga xam ne moom lañ def téléphone fii ci reportage bi am na benn vidéo bu gars yi di envoyé ci WhatsApp bi benn waay bu mandi dajeeg doomam doomu frère am boo xam ne moo ñaañe woon yaayam ngénte ko moom xale bi nekk doomi boppam doomam la quoi mu dajeeg moom rek mande rek kan ko naan ko booy nangam taan kii nga affaire di ko waxu pour draguer ko mu bàyyi ko wax ko mun ko papa man la diw mun ko diw man la diw doomu diw mu ne ay waay yàqu naa waaye lii tax mandi baaxul man de bàyyi naa mandi xam nga loolu ñi muy daal bari na nit dina mandi da ngay gis benn cousin bu nekk ci biir kër gi di jëfandikoo yamba ba violé doomu frère am violé doomam violé ku mu warta violé ñu tëj ko ci kaso bi nag giirug dundam lu ko yabale lu ko yóbbee benn juin yamba wala jam yu muy jam wala drogué yu muy drogué wu c'est très dangereux loolu dafa doy waar moo tax ma ni ci sunu biir société nañu éviter jugement yi te ku ci nekk di def jàppal ma jàpp la ngay toog Eva Tra yow ngay juger njabootu jàmbur fexeel xool ban apport nga ko mën a indil ngir li nga xam ne daf ko dal te muy métti denc moom. beneen bi mooy. nit ñi maire surtout laay wax su seen doom yi tuxee yàmbaa ba commencé dof di départ. nañ dem yóbbu ko hôpital. nañ ñu feebar bu mu mënti doon sax. dëgg la feebar bu mu mënti doon. njëkkee la dem hôpital. ak kay dëgg. mooy duggee ci thème bi. ni may duggee thème bi mooy li Ndoye Bane wax dafa am solo. Eva kër yi li ngay wax ne kër yi dafa xumb. man damay faral di wax ne ndeysaan Eva dafa baax rek waaye kër yi bañ tojee yàgg na. dëgg ndax xam nga caayee ñoor moom bu ñoor ga daggee dara desatu fa. te fi mu ne nii kër yi ñu ci baree bari jaaxle nañ. kër yu ci baree bari tas nañ. yaay yu ci baree bari jeexlu nañu. boobu nag moo ci gën a tee metti. te muy dëgg ndax xam nga doom ji nga xam ne nii bi muy ànd ak xëy na tuuti sagom ñu di ko yaakaar. mi ngi lay sàcc mi ngi lay roppat. mi ngi lay tuutal ci koñ bi. mi ngi lay def yenn yu metti yoo xamante ne doo ko ñemee nettali. jëkkër ja nga nekkaloon abandonné la dem yoonam. doom ja dem na ba sàccatu la yem ci yow mi ngi sàcc ñeneen ñu dëkk ci koñ bi. auto police di jël si di yóbbu yi dem ak a ñëw mu far nag teg ca nag dof nag xel ma dem nag. yow moom xanaa li ñuy wax naan yow taloo li ñuy wax jabootal te tukki te talal nii yow taloo loo sóob ci cin li ci biir kër gi. dëgg la nga tala yow bëgg a dem hôpital Fann. dëgg la demum hôpital ak ni mu méttee. dem hôpitalu Thiaroye te ku nekk xam na hôpitalu Thiaroye ba na mu méttee na mu soriwee. dalal xel te yeetuñu ñenn ñi. parce que xam naa dem nañ ñoom itam ba comprendre ne léegi leen li xale yi ñoo ko tey. su fekkente ne da nga bëgg a dem ci yenn kii yi centre yi fi nekkoon yu ëpp yi presque nekkatuñu fi. nga bëgg a boole yooyu yëpp centre sauvegarde ak yeneen ak yeneen. nga bëgg a wër yooyu yëpp di ca dem di paas di dem ak a ñëw di yóbbu sa doom ak a indi. loolu dafay metti ci waajur bi nga xamante ne nii talatul sax moom li mu def ci biir kër gi pour lu mu dundee. am ci nag xale yoo xamante ne dañoo jël rek layu ñàkk géema ci puus. ci yàlla ñàkk dëgg la mi ngi ci réew mi. dëgg la lu dul ñàkk lu jaasul la mi ngi fi nañ ko wax. nit ñi sonn nañu itam. dëgg la ndax gor su daawul juuxu bu demee ba yuuxu mooy que nit ñi sonn nañ. dëgg lekk gi metti na ci réew mi cher na te saaku bu solul du taxaw. mais damaa bëgg a dimbali sama yaay damaa bëgg a dimbali sama yaay. du tax ma teg sama yaay coono. déedéet ndaxte dem rëbës teg sa yaay coono la. bu baax permis ya jafe nanu. dëgg paas ba metti na. indim añ ma metti na. visite ya metti na.
nga bëgg cee boole xalaat ne sama dooma nga ca kaso ba tëdd waaye li muy métti ci ki nga bàyyi ci biti yow ma koy tëdd ca biir la gën a métti ndax kaso ya xat na fatt na la fa xew bari na léegi nag yow bu fekkente nag da ngaa topp sa bànneexu àdduna fii tey ba xëy dem ca kaso bee bu ëllëgee ki si biir bul nekkee na ma ko teg mais ñi nga xam ne ñoo dem ba ñëw te lii moo leen fa yóbbu woon ñoom nañu delluwaat takku taxaw nag léegi jàppale xale yi nga xamante ne nii demaguñu ndax yaakaar naa ku la njëkk a taal may la doom. merci mami. Ndoye Bane. am na li mu wax am na solo gis nga Eva xale yi. ñenn ci xale yi. waaw yëf yi doy na waar de. waaw sonal nañ lool seen parents yi. dëgg la mais parents ci ëpp li ñuy dund ñoom ñoo ko liggéey. des fois li ñuy dund. ñoo ko liggéey. nit ki li nga bay rek. moom ngay góob. ci yàlla. su fekkee da ngaa sëy si te kër respecté woo kenn. tegoo kenn muy nit. respecté woo sa yaay. respecté woo sa papa. respecté woo sa yaayu jëkkër. respecté woo sa papa yi jëkkër. respecté woo say maanaam respecté woo kenn. bopp sa bopp soo am doom jéemoo yar sa doom jéemoo lijjanti ban heure lay wàcc ba lijjanti ban heure lay tëdd. am na ci yaay yoo xam ne tey jii dañuy tëdd te xam ñu seen doom bi am 15 ans fu mu nekk. ci àdduna bi wala ñu toog ba 4 heures du matin seen doom bi am 15 ans 16 ans di leen fëgg ñu koy ubbil muy tëdd si. te war a jàngi suba. te war a am lu mu defi suba. du dëgg de loolu mais yaay ju responsable wala papa ju responsable. warul def loolu. mais te loolu yaay yu bari ñu ngi seetaan si. am na ci ñoo xam ñoo ubbil seen doom ju góor bii 2 heures du matin mu tëdd si. doy baan boole ci waxal ndànk duggal gaaw bala laa sa papa di. voilà am na ci duggal gaaw bala laa sa xale bi maanaam teel a xam ne da nga koy nëbbal. en général nag soo gisee xale bi demee nekk drogué. nekk drogué carrément auto police ñëw di ko jël seeg yooyu. yenn parents yi di daw muy papa yi di daw seen responsabilité. c'est parce que li doon raam jëm ci ñag bi yaay ji yëg na ko yaay jee ko doon nëppal pendant des années lii nag tardivement la ko yaay ji yëg la ko papa ji yëg moo tax papa ji yenn papa yi di la bàyyeeg sa doom noonu. très bien même su fekkee du lu jaadu. kenn àndu ci papa da nga war a jël say responsable ba mat sëkk. mais yaay nañu teel a xam ne su ñu gisee lu xamul seen doom. te seen papa ji nekk fi yëgu ko nañ ko teel a wax seen papa. ñu àndandoo ñoom ñaar xeexandoo ko pour mu jóge fi. mais su fekkee yow yaay da nga ko bëgg na surtout soo amee wujj. da ngay am wujju sa taaw bu góor di drogué wu di tuxu yàmba di naan sàngara def yow aawa bi nga xam ko. mais au lieu que nga wax ko sa jëkkër ngeen ànd xeex a kooko na su ma ko waxee sama jëkkër da koy wax sama wujj bi dem wëree ma dëkk bi léegi nag nooy def tem nga jiñ ko sa wujj bi naan sama wujj bay liggéey sama doom bi dëgg la te fekk sa wujj bi deful dara ñett ngi jiñaate boobu boppam la waroon xool rek sama wax jama doon wax femme yàq femme jama doon wax waaw moo fi am 8 mars yi ngeen ñëw ngeen nar a def seen plateau yooyu noonu ku nekk di jay sa moroom di jay sa ngeen di jayante ak déyonte beurre bi non da ngeen di dajale jigéen ñëpp ngeen ni ñun ñii société bi ni mu mel su baaxee ñun la su bonee ñun la ñun ñooy yàqante ci suñu biir ngeen da tuddee ko thème bi femme yàq femme ñun jigéen ñi ñun ñooy yàqante suñu biir. soxna Marie-Louise maa ngi lay nuyu madame Cissé. maa ngi lay ça va bien. ne leen ñoom Samba doyu ñu bay des kenn du dugg seen dossier dañ nee naa bandoo ne leen. zappé rek. dañ leen waaw zappé. waaw cliquer dessus. zapping waaw nañ zapping. très bien Marie-Louise na nga def. maa ngi fi Eva ça va bien ça va bien. alhamdulilah naka tribunal. na nga fa. na nga fa maa ngi lay nuyu. di la remercier une fois de plus ci invitation bi. merci madame Cissé. bon maa ngi fi encore pour parler de tey mu nekk drogue. c'est vrai et jeunesse je pense que sujet mënul woon gën a nekk sujet d'actualité sujet boobu. parce que je pense que 2019 nekk na année boo xamante ne saisie record de drogue lañ def fii Sénégal au port autonome de Dakar. muy port autonome de Dakar muy aéroport douane sénégalaise def na ay saisies yoo xamante ne foog naa ci histoire Sénégal musul am. ñu barke démb woon Ndiaye ci port. ci même bateau bi nga xamante ne mooy Grand Nigeria. benn information yi douanier yi am nañ ko que benn quantité de drogue mu ngi woon dëkk ci port ci même bateau bi nga xamante ne au mois de juin jàppoon nañ fa une quantité de drogue et douanier bañ demee fekk nañ fa 120 kilogrammes de cocaïne d'une valeur de 9,6 milliards de francs CFA. donc je pense que li ñuy jàpp ci drogue actuellement au Sénégal bëri na. or que tis barki démb bañ defee rafle ban jàpp nañ plus de 1000 kilogrammes de
yamba. Et loolu je pense que su nekkoon day naaw ci air bi ñun ñëpp mandi nañ. Donc drogue nekk na loo xamante ne Sénégal actuellement actualité la. Et qui parle de drogue parle de jeunesse. Parce que je pense que cible trafiquant yi c'est la jeunesse qui consomme cette drogue là. man dama koy tuddee la kii na la tuddati la substance qui tue. parce que daf lay rey monstre froid la da lay rey ndànk la lay rey. drogue mooy loo xamante ne xam nga xale yi dañuy à un moment donné dafa am dañuy découvrir lañ nekk su nekkul drogue su nekkul alcool su nekkul cigarette su nekkul sexe. nekk na ci yeneen ay vices la. et ci fête yi xale yi ñoom ñooy dem boîte. xale yi ñoom ñooy dem sortie. xale yi ñoom ñooy def yenn folie yi. donc c'est la cible principale de la drogue et actuellement soo demee tribunal dossier drogue yi bëri nañ fa flagrant délit man des fois su ma bëggoon a reetaan damay xaar ba audience yi jeex en général moom la ñuy jeexalee donc ay audience su flagrant délit yoo xamante ne ay yamba et da ngay gis xale yooyu effet bi muy def ci seen xel da ngay dem des fois juge bi da daan naan yow nekkagoo de ñëwaatal mu ne la nekkagoo ñëwaatal même devant le juge da ngay gis ñoo xamante ne seen xel dem na drogue bi da dem ba dafay yàq sa xel yow da ngay def am na ñoo xam dañuy dem ba jëlee fa dof et loolu effet drogue bi la tey soo gisee ñu bëri dañuy commettre sa ay crimes parce qu'ils étaient drogués. soo gisee cas bu mujj bi nga xamante ne moom lañ amoon mooy meurtre na la tuddati xale bi ñu reyoon fële Malika. nee nañ jëkkër ji da doon jëfandikoo drogue. da doon def drogue donc loolu dafa nekk substance boo xamante ne da lay tàggaloog sa xel. et c'est un fait boo xamante ne d'actualité di gën a métti mooy. c'est à portée de main parce que xale yi. nekkatuñu di dem di wër di sonn pour am drogue boobu. C'est à portée de main. parce que am na temps yële benn histoire benn actualité boo xamante ne scandale la woon sax benn école bu mag fii Sénégal. Dakar bi ñu ne trafiquants yi am na ñoo xam ne dañu fa doon jaay drogue tout autour. C'est vrai. parce que xale parents soo ñëwee nga ne école laa yóbbu sama doom. fi nga xam ne fa ngay jàngee. xam nga danga naan y a toute la sécurité là-bas. trafiquants yi suñu demee ba léegi di squatter école yi là y a un problème. et tout parent war nga mën a tiit ci sa doom tout parent parce que c'est à portée de main. Mami Linguère moom fi mu dikkee am na solo lool moo tax léeg-léeg bu ñu ne état bi liggéeyul ci drogue bi nanga ma ni moo ne saisi itam ñu ngi koy teg sunu bët. mais Grand Nigéria moom dama yaakaar ne xam naa ne am na lum ñu naral. moom dama yaakaar ne bateau bi ci boppam lañu war a tas. ndax moom fa ñuy mujjee ak moom xam naa ne du neex. ndax coono bi ñu fi daj yépp jamono jii ñu toll. moom moo ñu ko teg te boo demee sax moom damaa ragal ne est-ce que amul leneen lu nekkaat ci biir. maa ngi liir ñu ne ñetti saisie la ñaari opération ci benn transporteur. waaw ci même transporteur la parce que ñoo xam nga au mois de juin la ñu saisiroon benn saisie record. ñëpp di ci wax. boobu moo nekkoon saisie record bi ndeke ci même bateau boobu drogue desoon na fa. donc douane xam nga ñoom dañu am seen informateur yi policiers yi amee seen informateur gendarme yi journalistes yi am seen i source ñoom noonu la ñu amee ñoom seen i source seen i renseignement donc ñu ne leen ne ci bateau boobu am na ci yenn côté bateau bi drogue boo xamante ne des na fa et effectivement ba ñu demee fekk nañ fa 120 kilogrammes loo xamante ne d'une valeur de 9,6 milliards et tey dañu am benn cas boo xamante ne ci bateau la mais ni ñuy convoyer drogue bëri na daan bëri na da ngay gis ñoo xamante ne ay jigéen ñu rafet maara day taale rafet toute belle yoo xamante ne dañuy mën a accrocher ci aéroport yi doo leen mën a xam nga dañu mën a appâter doo leen bàyyi xel ñooñu pourtant ñooñu soo leen xoolee soit dañu wan ay boulettes de drogue ay boulettes yoo xam ne da nga koy wan na soo ñëwee ba accès à destination dafa am benn substance boo xamante ne moom lañ lay wan naan loo nga koy génnee sous forme de sel. Sénégal bii da ngay ay cas yoo xamante ne nit ñoo xam ci biir seen biir kër dañ fay béy yamba. ci seen biir kër am na affaire boo xamante ne borom waa ji këram lay béy yamba moom ak jabaram ñu koy jaay. Casamance bi soo demee am na dëkk boo xamante ne yamba rek lañ fay béy. ay maire ñoo koy béy. asalaamaaleykum Aïba. waaleykum salaam wa rahmatullah. di kontaan bu baax ci li ngeen jël parce que li nga mooy loo xamante ne tey jii ku ko waxtaan tey jii yaa ngi jàppale réew mi. alhamdulilah. parce que wàllum drogue instant bii ne nekk na loo xamante ne képp ku bokk ci askan wi war nga xam mën a xeex parce que day yàq ndaw réew.
te tey jii suñu ndaw réew na nga leen di soxla ëllëg parce que nee nañ ndaw moo war a yor réew ëllëg. mais premièrement nañu éduquer xale yi d' abord gën a seet ñu waxtaanee ak xale yi wàcc ci base bi waxtaanee ak jeunes yi parce que tey jii lu ñuy bëgg-bëgg suñu réew mi am sécurité te ñun amuñu yar xamuñu fi ñuy teg suñu tànk tamit du dox. bëri na tey jii ñoo xamante ne ci ay dëllu soxna soo ci wax na ko léegi ñoo ngi koy rafetlu ay kàddoom mooy soxna soo ci jóge tribunal. wax na lu am solo da ngay jàkkaarloo ak xale bu góor mu sol lu ko neex mais ci biir waxtaan soo waxtaanee moom sax da ngay xam ne xel bi dem na. en tout cas wàllum drogue bi ak wàllum yamba bi tas na réew mi parce que ci agression yi ngay di gis nii rey nit yi ngeen di gis nii yëpp cause bi loolu la. kon naka la ñuy def pour waxtaanee sunu ndaw réew naka la ñu mën a def sunu ndaw réew teg ko ci yoon mooy que ni ngeen def il faut que émission yi daw ci télé yi imam yi di wax tefekat yi di wax ñoo xamante ne ñooy personne yoo xam ne ñoo ngi si ko di waxtaan ak xale yi parce que loolu mooy jëmale réew kanam. bon jërëjëf fii si Thiès maa ngi rafetlu seen waxtaan bu baax di nuyu docteur Ndiaye si Thiès bu baax jërëjëf. macha allah. ñu ngi rafetlu kàddu yi. ci société bi la bokk boo demee papa la boo demee mag la. boo demee nijaay la. kon mu woote ci def ci jaadu. wallaay ndeysaan gis nga Marie-Louise mi ngi wax école yi. xam nga barki démb rek maa ngi la fi wax naan la bu ñu demee ba école auto police di fa xëy di taxaw. waaw ñu dem ba naan ku ñu jàppee ci buntu école bi sax ñun suñu yoon nekku ci. waaw mooy que tiitaange war na commencé di am. suñu demee ba élève di dem di livrer ji mooy que tiitaange war na am. suñu demee ba màgget di toog di jaay gerte caaf di jaay yàmbaa tiitaange war naa am. su nit day jaay matt di ko ci jaay ci biir c'est-à-dire boo koy xool day mel ne lu jaaxalul nit. mais xam nga bopp xar bu saxee fukki béjjën ak ñaar juróom-ñetti bët bu mbëkkee wuti dafa raglu. mais soo dellu si nga ne boppi xar. bu saxee fukki béjjën ak ñaar juróom-ñetti bët su mbëkkee wuti dafa raglu. maa la wax li xam nga gileem bu ca amul affaire sax boo ko séenee da nga ko ragal. xam nga gileem bu jommalee naar day tukkal ay pël. naara ko baaxoo sax mu gis bu ko jommalee day tukkal ay pël. xam nga dañuy dem ba mbir mi boo yëkkatee benn thème. da ngay dem ba da nga naan way yoroon njaay ba day dellu si waat ci thème boo yëkkati. kan laa war a wóolu. c'est vrai parce que nit bi nga jàkkaar lool sax xamoo ndax moom jaaykat bi la wala du jaaykat bi. dem nañ ba léegi kenn ku ci nekk am na benn côté buñ la ciy dugalee. Marie-Louise mi ngi wax xale jigéen yi jekk yi nga xamante ne mais comme li Ndoye Bane di wax am na ci AP yoo xamante ne ay kilifa fay dem fa lañ leen koy livrer. mënoo koo tuxee sa kër mënoo koo tuxee feneen nga luyal benn jongoma AP di dem di ko fa fekk ñu fay daje di fa def lu leen neex. lu ngeen di woowee AP. appartement yi. moom moo ñu ko xoolal man moo ñu ko gën a xam man ndaw si. moo ñu ko gën a xam. xam nga waree innocent te du innocent. dama leen interpellé jigéenu Sénégal yi. waaw jigéen ñaa ngi toog ci yàmbaa ji di jàmm di drogué wu bu baax a baax a baax a baax. te du drogué wuñu drogué bu ndawa ku ko ci deful sa am nga ci doom ju koy def wala jarbaat bu koy def. te kiiwul kenn nag bu ci kenn épargne ni sama doom defu ko. sa doom mi ngi xëy jàngi rek nga ci xam. waaw te yéen yaay it mi ngi ne ragal seen doom yi jigéen yi. ba dooleen leen vérifier. soo ku ci vérifier sa doom du mu ni ñëpp a koy def mais ñi ngi koy def ñu baree bari ñoo xam ne ku ko ci sa doom def koo ci jàppoon da nga naan du dëgg. da nga daan gis nga nekk au lycée Marie-Louise gis ne club bi ñii dañuy laal ay stupéfiants. nga dem ci ñeneen gis ne ñii dañuy def ay mbir. et yooyu yëpp yàgg na ci biir école yi. mais c'est vrai dañuy concours ku ci nekk ne ndax sunu groupe sunu club moo gën a kii ñoo gën a nekk ay gré ñoo leen gën a ay preg ñii ay seer lañu nii nangam. gis nga soo demee hôpital Fann bii nga xam ne fa leen di faje soo leen gisee ñu taxaw koo ci gis xale bu jigéen buy jamoom yomb naa xam ne ko maire xool wala seen papa yi seen loxo yii fii la ñuy takk ba seen sidit bi génn ñu jam ko ci am na ñu ko ci jam fu ne ci seen yaram nag fu ne foo xam ni mënuma ko tudd nii ci télé je pèse très bien mes mots donc nem yaay soo amee doom bu jigéen c'est pas parce que yaa ngi koy jëndal greffage yaa ngi koy jëndal lii non mi ngi jëndal leneen loo yëgul ndax ci dolli dee leen wax ñuy jéem a am soo tollee ci am far il faut nga am far. Qu'est-ce que tu veux dire? voilà ñu jéem a am far wu baax nit ku licite
waaye ñoom ay fan yi bandi rek la ne xale yi jigéen yi ay fan yi tux yamba ay fan yi tux demee bay am ku koy war seet. waaw na fexe njëkk tànn nit kooku ba nit ku baax mais xoolal bu xale yi. gis nañ ko dans le monde. ku ci star yoo xam ne dañu sëy ak nit kuy jël drogue. waaw dañ leen du dem ba baan xam nga yaa ngi wax affaire injection yi. parce que dañuy dem ba am seen association. parce que dañuy injecté wu injection yi nga xamante ne dañuy drogué wu par l'injection dañuy dem ba am maladie du sida. wolofal ko bu baax. dañuy dem ba am sida piqûre bi ñuy piqûre. waaw day dem ba dañuy am doomu jàngoro sida ba ñoom ñëpp dañuy dem ba former seeni association. et keroog maa ngi waxtaan ak benn docteur mu ne ma xam nga ñun aussi parents yi dañu war a gën a regardant ci suñuy doom. mu ne ñu ngi ci daw wutum xaalis di daw gauche droite pour wutum xaalis mais dañu un peu dañu délaissé dañu bàyyi éducation doom yi. wutum xaalis neex na xaalis neex na mais doom yi aussi richesse la. gis nga da ngay yar sa doom nag fa nga ko war a yaree Aïva nga dem jamono détourné ko. c'est vrai. te xale am na xale yoo xam ne amuñu caractère dañoo neex a détourné. da nga gis sama benn xarit wala sama benn copine dafay tux dafay kii ma ne xaarama ñam. ñam boobu moo lay indi musiba. xaar ma ñam xaar ma pikiru xaar ma naan xaar ma tux après da ngay dem ba à la fin day nekk addiction ci yow. soo ko deful da ngay def ñooy def suivisme. et te pourtant yoon da ko réprimer. yoon da ko réprimer. soo gisee koo xamante ne da ngay gis tux yamba mënoo ci am sursis. tux si drogue mënoo ci am sursis su nekkee dañ la fekk yow ngay détention ngay tux yamba wala nga yore drogue mën nga am minimum 15 jours mais su nekkee détention mën nga am ba 6 mois ça dépend de la quantité da ngay gis loo xam dañ koy woowe aussi offre ou cession man ma maye yamba wala ma jaay ko mën nga am ba 2 ans su nekkee dafa yem ci flagrant délit et entre parenthèses am na benn cas boo xamante ne waa ji dafa comme ma toog man ak ma Ndoye Bane toog ak xaritam tux ba mu xaaj mu jox xarit bi. ñu jàpp leen ba ñu demee tribunal ñu jugé leen. yow de lu ne yaa ko fekkee nag. mu expliqué cas bi mu expliqué comment ça s'est passé ne dama tux ba mu xaaj ma jox sama xarit. mais ba mu koy wax manqué naan tey nga dee. xarit ba dañ ko condamné 1 mois moom ñu door ko 2 ans. da doon yuuxu ci salle bi parce que naan benn joint la doon yuuxu je me rappelle bien mu naan benn joint la. benn joint mu ne ko benn joint offre la dafa maye. dafa mel ni nga jaay rek des fois juge yi aussi su nekk da ngay ñëw tout le temps dañ leen naan comme yow da ngay tux tout le temps bàyyi ñu jox la benn peine boo xamante ne da ngay toog noppalu mu génn sa yaram donc soo demee chambre criminelle délit bi moo gën a grave parce que avec seen manière la ñu faj la waaw da ngay dallu loi Latif Gueye mënoo am moins de 10 ans nga nekk xale bu ndaw boo xamante ne yaa ngi sa fleur de l'âge à la fleur de l'âge nga ñëw ñu dóor la benn 10 ans sa àdduna du yàqu. wallaay gis nañ ko fi ba taay. boo génnee fekk nga jamono bi raw na la. boo génnee fekk nga société bi dem na ñi nga maasee loon dem nañ jabar yi nga waroon takk ñu ci bari raw nañ la. soo génnee doowu nag est-ce que di nga ko bàyyi. boo génnee mën nga ko bañ a bàyyi. ndaxte fa ñu lay denc ñan lañ la denc ndool. bi nga génnee ci ñan nga dal. ban famille nga dal. bi ngay ñëw ban xel nga indaale parce que bul fàtte ne mi ngi may déglu madame Sène may déglu xam moo ma gën a xam la fa xew xëy na moom xam na la ca tribunal ba man miin naa la ca kaso yi ndax dinaay dem di leen fa fekk di jànkonteeg ñoom ki ëpp peine actuellement ci drogue ci Sénégal ku jigéen góor ga ko waroon a takk ko ci dugal dégguma la de ki ëpp peine actuellement ci Sénégal ci jigéen ci drogue góor gu ko waroon takk moo ko ci dugal anamu ma nga tëdd jàllaleel ma ani góor ga ku koy gis ana jéeri joor ndee la doo ko gis doo xam fan la féete xam nga Eva dem na ba ci douche boîte de nuit yi yéen ñi moom boîte yi gën leen ci bàyyi xel parce que am na xale jigéen yu ñu fa jàppoon ñu fay drogué wu si woon na fi am na fi xale jigéen yoo xamante ne drogue jëloon na ci bakkanu kenn ba nga xamante ne xëy na yëf yi dañ koo mujj nëppal rek mu mujj am na mu demee mais buñ ko toppoon dina egg feneen drogue baa ngi ci mannequinat bi drogue baa ngi ci animatrice yi drogue baa ngi ci animateurs yi drogue baa ngi ci foo laal ci dëkk bi drogue baa ngi fa mais nag daf ci am ruq yoo xamante ne nii fa la gën a grawee mooy xale yu jigéen yi nga xam ne nee na ñooy dañuy jàng nanditelu xale yooyu nga xam ne dañuy jéem a jaay ex naa Ndakaaru man daal léegi damaa war a bokk par force yow nga ñëw daal ne man damaa jekk damaa chon damaa lii damaa laa ngeen di àndandoo nekk benn groupe
nga gis kii am na oto boo demee baayam moo am ay moyens pour jëndal ko oto kii xëy na yàlla moo ko may wërsëgu góor may na ko oto kii xëy na boo demee oto yaayam lay dawal yow nga daal ne déedéet man léegi il faut que ma mel ne moom pour man ma intégrer groupe bi il faut que ma def li waa groupe bi di def te na xale jigéen yi di moytu yenn àndandoo yi da ngay ànd ak ñoom drogue bi ñoo koy moom mais bu ñu leen nee kirtim ñu bàyyee la ko fa daw. beneen bi mooy tefes gi Sénégal tefes gi dafa gudd. dafa gudd te yaatu. waaw da ngay gis drogue bu jóge ci île ñëw wàcc si Ndakaaru mais am na ay police boo xam ne police frontière la defe naa. gendarmerie yoo xam ne ñoom ñooy gérer affaire yooyu ci tefes gi. yàmbaay yi bari ñu ngi leen di jàpp ci tefes ci tefes gi. sal ko ci ay gaal boobu fees dellu Marie-Louise xam mooy maire bi ñu fi jàppoon dëj la demoon wala ngénte mooy maire yóbbu livreur ba fekkoon foofu joxoon leen non dégguma am na maire yu ñu fi jàppoon waaw am na maire yu ñu jàppoon tribunal ci yamba donc du âge du jeunesse yëpp la bañ jàpp waaw Marie-Louise ngóor fekk kii ay ngóor bës yaa fekk waaw sama yàgg tribunal xam nga kii dafa yàgg max la lan la ñun dañuy man dama yëg dara. yaay ngóor bës de ma traité ko. waaw su ma ko traité ba pare. kii ma nga tribunal di fa xaar dossier ba. mu bind. li mu wax sànq dafa am solo. femme et drogue jigéen ñi léegi dañuy drogué lu bëree bëri. c'est vrai ñu ngi drogué wu lu bëri te parents yi mënuñ ci bàyyi xel. dëgg la mënuñ ci bàyyi xel te lépp ci tentation la. te yenn drogue yi mën na la pousser sax ba nga dem bay def dans nekk prostitution te xaalis boobu soxla woo ko. parce que drogue nag Marie-Louise bu ñu fàtte ne drogue dafa cher. dafa cher. drogue dafa cher. néew ju doole du ko jënd. dafa cher ku nay ne man mii du ko jënd. man wax dëgg yàlla sama 80 000 francs bu ma ko yoree. damay dem jënd ci yëre bu rafet bu ma sol mbaa ma jënd ci pitong ak jaaro. mbaa ma jënd sama côtelette yu baax toog sama kër gee di ko lakk. dafa cher. macha allah soo seetloo. jigéen gu drogué wu pendant 20 ans nga jàkkaarloog moom ak a ñaaw xam nga nag seetlu ngeen loolu. dafa am ay femmes yoo xam ne jigéen bu tux cigarette rek. waaw soo dee tux cigarette rek su fekkee cigarette rek day yàq sa yaram. su fekkee da ngay tux cigarette imagine nga tux cigarette pendant des années. ku jàkkaarloog yow ci jigéen da nga xam ne yow mii. da ngay tux cigarette. mais su fekkee da nga boole cigarette. ak tux yamba ak di def yi ñuy waxtaane mais imagine nga def ko 20 ans après ku toog yow rek day feeñ. day xam ne yow mii drogué nga. yéen ak yéen jigéen ñi. waaw. dafa mel ni toogkatu yamba yi ngeen gën a nopp. non c'est vrai ak dóorekat. non c'est vrai. soo dee góor goo xam ne. te kay lii yaa ngi déglu ne pat. soo dee góor gu normal. te Mia ne Ndoye Bane wax na dëgg. waaw dafa daal soo dee góor gu normal Marie-Louise. waaw tuxoo yamba. tuxoo cigarette. defoo dara loo xam ne daal société bi da koy bañ. su liggéey jotee nga liggéeyi su wàcc jotee nga wàcc. su joxe dépense jotee nga joxe dépense say doom gongo. sa jabar gongo maanaam nga doon nit ku normal. yéen jigéen ñi dafa mel ni boobu arrangé wu la du ñëpp. waaw du ñëpp nag taxawal du ñëpp parce que am na ñoo xamante ne dañu am vice. loolu vice la. voilà foog naa jigéen bu nekk bëgg nga jëkkër joo xamante ne foo ko présenté nit ñi ne kii. ndaanaan la am. waaw koo xam ne da lay suturaal. taxawu la ci problème ak ci jàmm. jigéen bu nekk loolu lay ñaan. mais am na ñoo xamante ne dañoo vicieuse. te loolu dañ nekk ci ñoom mënuñ ko bëgg nañ peut-être koo xam ne da leen di dóor ku ne koo xam ne day tux yàmbaa koo xam ne yëpp laaj ma madame Cissé dossier yëpp Eva Tra mën na caa dugal loxo mën na ko traité waaye dossier vice nag moom jafe naa àtte waaw yooyu ay gros dossier yéen saay ñi koy tux fii ci dëkk bari dañoo yab booyi ci bopp koñ bi rek de parce que da ci mbedd mais ñi koy tux ci biir saal yi ak seen néegu biir yi taal cuuraay mais métier yi tamit da ngay xool waaw moo waxati xam naa ñoom Marie-Louise de réalité nga gis ñoo xam ne suñu tuxul duñ mën a liggéey normal par exemple mën nga nekk avocat soo tuxul yàmbaa doo mën a plaider est-ce que doo bàyyi avocat yi tamit mën nga non dama exemple lay jox am na ñoo xam ne suñu tuxul duñu mën a duñu mën a faj am na ñoo xam ne suñu tuxul yàmbaa duñ mën a way normal am na ñoo xam ne bala ñoo toog plateau débat politique télé yi day leen xool soo leen seetaan télé yi di nga xam ne bu baax ñi tux yàmbaa la te télé yi am na ñuy opéré fekk tuxuñu duñu opéré am na ñoo xam ci seen liggéey fii tuxuñu yàmbaa duñu mën a duñu nekk pour mën a liggéey maanaam dem nañ ba nga xam ne dépendant ba nga xam ne mënut a ñàkk ci seen affaire dafay am addiction lool léegi nag loolu ci boppam moo dem ba dangereux yow soo deful lii duma mën a def lii tey jii am na ñoo xam ne tey jii nga nekk booy
ragal jigéen am na booy yoo xam ne dañoo ragal jigéen gis xale bu baax nga nopp léegi pour nga wax ak moom il faut nga tux yàmbaa am fit yoo xam ne xam nga am na plateau télé ñoo xam ne ñemewuñu ko pour caméra yi tàkk nga wax pour nga ñemee caméra pour mën a wax il faut nga tux est-ce que jëloo tamit ah est-ce que moom jëlul tamit non man moom man moom su foogoon ay jël xay tudd dam ko man moom je suis naturellement comme ça mais xam naa ne ku may fitit xanaa bu reefee kon fit boo war a def dafa am sama benn tante boo xam ne moom moo mus a xëy fekk gis doomam muy toog ak tuxkatu yàmbaa comme yi ngay wax booy yi nekk ci boppu koñ bi mu solu ba jekk daagu ba police Parcelles ñëw laaj ci ana commissaire mu ne ko maa ngi nii mu ne ko damaa bëgg nga ñëw jël si ma sama doom damaa bëgg nga ñëw jël si ma sama doom nuñ koy waxee mu ne ko ñëwal jël si ko heure sàngam dinaa fexe ba mu nekk ci biir kër gi yónnil ñi koy jël si est-ce que wóor na la day tuxam tuxul kooku intéressé wu ma corrigé jëlal ma ko tegal ma ko fii ba mu xam ne bu ëllëgee bu tuxee lii moo ko ciy fekk xale ba mu demee ba ñëw yàlla xam na ne fii may wax ak yow moo gën ku yàlla bind bu xëyee jàngi xasaa itam dem liggéey su wàccee ñëwaat duggaat néegam wala mu dem toog ak yaayam di waxtaan macha allah xam nga sànq da nga ne problème mën na la dugal ci tux yamba mental dafa baax suñu foru mentalement dañuy dugg ci déviance boobu dañuy dugg te comme on parle de jeunesse je pense que li nga wax sànq am na solo jeunesse bi la ñu war a gën a mën a ñaax xam koo xam ne dem nga ba mag am kër am nga loo def yow la ça ne concerne que toi mais xale ba nga xamante ne te gis nga li gën a métti mooy enrôlement jeunes mineurs yi parce que jeune am na jeunes yoo xamante ne ay majeurs lañ ñooñu xam nga soo demee ils sont maîtres de leurs actes mais xale yi nga xamante ne ay mineurs lañ ñooñu aussi ñu ngi ci drogue bi. mineurs yi tam seen àtte lan la mineur waaw mineur am na àtte chaque vendredi dañ leen di àtte chaque vendredi tribunal benn salle 2. am na ay jigéen am na xale am na lépp da ngay am lépp da ngay am drogue da ngay am tii agression da ngay am viol cas yëpp a fa am ñi am ci tribunalu mag yi mu am tribunalu xale yi mais nag dafa nekk tribunal boo xamante ne journaliste am fa place parce que c'est comme dañ leen di protéger c'est comme audience ou divorce c'est en huis clos donc moom moo fay nekk ak ay parents wam ak juge bi ak avocat bi mais juge bi nag dafay am benn maturité boo xamante ne lay indiwaat mais mineurs yi ñu ngi aussi ci drogue bi soo gisee temps yi Médina amoon na ay agression yu ndaw yu fa am ay xale yu ndaw yoo xamante ne ñoom ñooy agressé ay xale yu ndaw ñooy agressé yoo xamante ne ay mineurs lañ et dañuy jëfandikoo loo xamante ne drogue la su dul drogue bi mu ngi ci 15 bi da leen di fëx gis nga code de la famille bi il faut ñu laalaat ko parce que dafa yàgg ça fait plus de 40 ans bañ ko defaree ba léegi man damay takk jabar am ak moom juróomi doom xëy fase leen yaay ji liggéeyul deful dara amul dara juróomi doom ya nekk ak seen yaay juróomi doom ku ci nekk suñu magantee temps ba day daal di am 15 ans wala 20 ans léegi nag su fekkee yaay jàppul ci dara xale yi lu leen romb da leen di yomb a këf parce que gisuñu papa bu gisuñu amuñu éducation bu baax lan moo tax Sénégal mbedd mi bari ay xale yu ci bari soo ci jàllee tam bi sundee 100 soo jàppee 20 yi wala 30 yi gisatuñu seen papa ñii seen papa gaañu na ñii seen papa fase waale doom gisul kenn xamutul loolu tax mbedd mi bari ay xale mbedd mi xale yi ci mbedd mi ci biir kër yi leen jóge xale yooyu ci mbedd mi ñooy ñëw tey jii këf leen day yomb jàllaleel ma mbuus mi fee yóbbul ma ko Medina nga dem nga jox ko tonton diw dina la tax ndox nangam xale bi kenn ñaata xale ñuy joué fii rôlu taalibe te duñu ay taalibe ci almadi gii yor seen i pot xale yooyu ci boppam yooyu nañ fi benn film ci télé bi nga gis xale yi dañuy utiliser pour yóbbu drogue bi léegi dañoo war a def enquête ci biir kër yi ko fi jur doom te mënoo ko yar normal yoon teg la loxo parce que xale yi wala ñu dem ca tubaab yi na ñuy doxalee boo ko mënta yor na mu jaadoo ñu nangu ko say loxo su fekkee da ngaa nar a jur doom bàyyi leen ci dëkk bi ñuy tuxi yàmbaa nga taxaw nga bañu jur doom c'est tellement facile jeex na yow day li nga wax foofu mënoo ca dolliwaat dara ndeysaan soxna Mami waaw li Ndoye wax moom kenn mënu ci tegaat leneen wax dëgg yàlla ndax day wax ju am farata xam ne waajur bu nekk daal sàmm nga te yombal xëyam yàlla dina la laaj nan nga sàmmee woon lim la joxe waaye nag comme tamit dañoo nekk ci jamono joo xam ne dañ naan njabootu kinaara la nañ leen jiital topp seen ginnaaw bu ñu daanoo ci pax yow may mag itam ca biir pax mag rek nga jëm ndax waxoon naa la fi ne la bu silmaxa dee bu njàccaar dee woo mat silmaxa ñu dem ba dugg autoroute à péage ñuy xëccoo tumba moom bu leen fa oto fekkee ñoom ñaar ñëpp lay boole comme li ko Bane waxee les parents amuñu
droit démissionner parce que doom moom soo ko juree doom la richesse la. dépense métti na wutum dërëm métti na dépense dëkk bi métti na mais doom moo gën a am solo loo gis moo gën a richesse la donc bu ñu démissionner nañ jàpp avant parent da doon démissionner doom bi am jom goo xamante ne da ngay dem sa bopp ba tey nga nekk kilifa. mais xale yi amatuñu caractère boobu dañu nooy comme on dit xale yi dañu nooy suñu amee problème rek ñu ngi ci drogue bi ñu ngi ci agression ñu ngi ci yenn yi nañ ci bàyyi xel et sàmm xale yi yàlla sàmm xale yi yëpp. jërëjëf. expliquer leeral nit ñi leeral yaay yi ne xam ngeen ne njaboot wax dëgg yàlla ku am ndey am nga baay waaye yaay lu ko soxal daa bare. dafa gaaw mu am gàcce dafa gaaw mu kontaan dafa gaaw mu jaaxle moo tax jigéen yépp macha allah yal na seen xol sedd. yàlla bu dara am seen kër yi yoo xam ne dafa leen di jaaxal. éducation yomboon na neexoon na te itam jaaroon na yoon dara waralu ko woon lu dul da nga doon dëkk ak nit am wàll ci ay doomam sañ caa dogal na mag ñi daan defee te muy rafet. ngalla nañ ko def ngir mën a jàppale suñuy doom ne drogue baa ngi fi de bu ñu wax mukk ne keneen ki rek lay dal déedéet am na yoo xam ne boo ko gisee muy ñëw na nga fexe nga fagaru nga góorgóorlu jàppale ka nga xam ne moo koy dund bu ko defee du dugg sa biir kër. Dabaax Malick doon na ko wax radiyallahu anhu Ndoye Bane doon na wax mu ne boo séenee sa kër mbokk muy lakk na nga gaaw dem fay ko ndax lakk boobu bu dee continuer du bàyyi sa kër. macha allah. bismillah jaajëf Eva. mais gis nga Eva drogue bii nii. dëgg la boo ko waxee sax man ma tiit. wallaahi yàlla xam na yàgg naa jee def émission. mais démb toute la journée dama ci nekk di ci liggéey. suivre naa yëpp de A à Z. mais daal Eva gis naa ni daal mbir mi moom dina naqaree xeex torop. kay subhanallah. waaw luy naqaree xeex la. parce que des fois nga dégg ko foo ko gis ko foo ko foogeewul. des fois nga gis ko foo xam ne da nga naan c'est normal. soo demee ba gis ay jabaru wala ay doomu borom barke yu ne ci dëkk bi seeni doom di drogué wu ba soo amee gan da nga leen di nëbb seeni doom di drogué wu bañ jàpp leen tëj leen ci kaso bi ñu nëppal ko mais kenn yëgu ko ñu naan dafa ana diw dafa tukki ndekk sa diw mi ngi ci kaso bi ñii drogué wu ak ñi koy jaay du benn dafa am ñoo xam ne ay jaaykat lañu mais ñi paye les pots se casser toujours mooy consommateur bi consommateur bi en général moom moo ciy dof moo ciy feebar en général moom lañ ciy jàpp tëj ko ci kaso bi ponkal ma nga xam ne moo koy jaay kenn du mën a jote ci moom parce que réseau lay doon réseau bu dangereux boo xam ne yenn saa yi da ngay dem di ci def ay enquête di ko topp après da ngay retourner dëgg la da ngay retourner parce que du foofu nga mën a yem nga takk der yi nii bu leen kenn jàmm lu ñu enquête am na fu ñu yem c'est partout dans le monde nag loo enquête am na toll foo xam ne dootoo mën a avancer affaire bi day bloqué carrément maa la wax li Ndoye Bane wax na sànq ba wax ñi nga xam ne ñoom ñoo yor drogue bi ñun comme mère de famille ñu ngi ci tey naka la ñuy def ba du dugg suñu biir kër alhamdulilah waaw foofu la ñuy taxaw. bonne question Tata Eva ndax dama lay fekk ci sa xeex yow toujours ndax dara gënul métti nga am doom di ko suivre di ko fayal muy jàng nga miser ci moom ni yaakaar ëllëg mu màgg ba tekki dimbale la mu màgg jël beneen yoon boo xam ne yow muy yaayam te doo ko xam Eva nit ñaa ngi parfois parents yi du ma ne lépp ñoom la ndax gis nga nit ku bëgg a def lu bon bu la neexee nga def ko te sa parent du ko yëg ak ay dëgg waaw ndax boo amee 18 ans am 19 ans tu es assez majeur c'est vrai boo génnee tey jii mun nga doxi waaw mun nga jënd lu la neex mun nga def lu la neex bu baax mun nga jël ay précautions yoo xam ne boo ñëwee kenn du ko xam yu méthodique yana du ko xam je ne veux pas faire de la pub mais même y a des collyres qu'on va à la pharmacie mun nga da nga koy def sa bët day weex tal kenn du xam ne doo am benn indice démb dama seeti woon waa OCRTIS police ñoom xam nga dañ ciy liggéey bu am solo ñuy dem fekk fa nga xam ne fa la ñuy denc bagage yi yamba jeeg cocaïne yeeg yooyu ñu toog ñu wan la lii mooy yamba lii mooy brown lii mooy cocaïne lii mooy héroïne lii mooy xoox yi ñuy wan expliquer pour nit ñi mën koo gis mën koo xàmmee mën koo moytu
moom waa police dafa am benn brigade boo xam ne loolu rek la ñuy wër. orcotis. waaw fu drogue nekk rek la ñuy wër. voilà léegi nag chaque wareef suñu jëlee genre thème bii nii dañ leen di seeti. mais ñi ngi liggéey bu am solo mois de janvier bi rek su subaa naa la indil statistiques yi mois de janvier waxuma année 2019 bi mais mois de janvier rek. liñ fi jàpp kenn xamul mu toll. diggante janvier bii ñu ne nii. diggante Kaffrine Kaolack Mbour gi bërki démb rek liñ fi jàpp kenn xamul nu mu toll. très bien voilà kenn xamul lu mu toll dañ lay génneel chiffres yi. génneel liñ jàpp génneel la ñaata nit ñoo ko yoroon lii ngi jógee Mali lii nekk ci biir dëkk bi di circuler te ñëw ils sont partout nag waaw occultistes yooyu. lu ci ëpp duñu sol tenue ils sont partout nag foo yaakaarul rek ña nga fa. très bien voilà donc ñu leen di féliciter le commissaire Diop. waaw même bi mu fa nekkee léegi ça fait juste ay 5 mois ak yooyu. mais ñu ngi koy féliciter bu baax a baax bi mu ñëwee ba léegi. li mu di liggéey ci wàllum drogue bi. xeexum drogue bi wax dëgg yàlla ñu ngi ciy def ay jéego yu am solo ñaari commissaires yi fa nekk yëpp commissaire Diop la ñu. yamba. lu mu fekk ci yow da koy yokk. su fekkee da ko am fit nga. soo ko tuxee da ngay gën a am fit. fekkee da ngaa yambare. soo ko tuxee da ngay gën a yambare. déet xaaral boo dee ku rakkaaju. waaw da ngay mu yokk sa rakkaaju. waaw gisoo ñi fekkee da ngaa bëgg ree. gis nga am ñu gisoo dañuy ree rek. soo gisee koo xam ne ku ñu yogg rek ñu yogg su ko tuxee danaa yàcc rek ni yàcc rek gisoo ñi tux yamba ba xaw a feebar tuuti am ñoo xam ne dañoo tooy nonchalant am na ñoo xam ne dañoo rakkaaju. très bien li mu fekk ci yow. maanaam li mu fekk ci yow. da koy développé da koy yokk. su dee lu baax la da koy yokk su dee lu bon la da koy yokk. Saliou yow itam am na lu Ndoye Bane wax sànq ne bu xale naka la ñuy def ba ràññee doom joo xam ne day tux yàmba ak ki di drogué wu parce que parfois da ngay agsi guddi jot na nga tëdd suba teel ba ngay dem fekk na ñoom dem nañu école amatuñu temps gis suñu doom yi comme chance bi suñu yaay yi amoon mën toog ci kër gi diñu gis diñu xool. dëgg la c'est vrai tata Eva damay ñëw tuuti ci kii Ndoye Bane bi. nee na yamba dafay développer yenn yi ci yow lu mu ci fekk effectivement drogue dafa nekk benn affaire boo xam ne. que gis nga cannabis bi ñuy wax c'est vrai dafay développer intelligence. ah oui waaw d'après les recherches ñun xam nga man des professeurs agrégés en psychiatrie. des psychologues des médecins. toujours je suis en collaboration avec eux di def ay recherches. nous le savons. dafay développer intelligence c'est vrai mais encore une fois mais conséquences ya lu muy yàq. te ba mun nga ko tux. kon c'est une chose et son contraire. parce que su demee bay développer intelligence en même temps mun a ëlbati sunu xel. fa la jëm. doy na waar waaw parce que étant jeune mun na la bañ a def dara sax. mun nga ko tux ay at du la def dara. mais comme nu ko médecin psychiatre bi waxoon rek robinet la rek ba nga ubbi sa kii ubbi robinet di toqal par tuuti. waaw kii ubbi robinet bu baax rek kuy toqal par tuuti tôt tard dina ku ubbi bu baax tamit day fekk. des fois mais nag doo ñëw ñu ci bari maa ngi la koy wax xale yoo xam ne dañuy judd bëgg a yàq seen liggéeyu yaay. juddu bëgg a yàq rek pour jommal sa yaay ça arrive aussi. c'est ça mais nag c'est pas parce que tamit sa papa day tux yamba que da ngaa war a tux yamba. dëgg la. am na booy yu bari dañoo judd fekk seen papa nekk ay drogué seen papa nekk tuxkatu yamba ñu ciy teg seen bët ñu yaakaar ni loolu lu normal la ñoom it ñuy tux. c'est pas parce que sa jëkkër day tux yamba que yow tam da ngaa war a tux yamba. c'est pas parce que sa jëkkër dafay drogué yow que yow drogue bi yow yaa ko koy kii. muy tux yamba ni la raabal ma yamba ja nga ko koy defaral soo bañee ñu naan la sëyoo loolu bokkul ci sëy bi de. yëpp am na. te femmes yu bari. te nee na moom nee na ci suuf yëpp am na. dina ci femmes yu bari ñooy takkal yamba seen jabar seen jëkkër yi. man je pèse très bien mes mots. yana génnuñu ci mbedd mi di tux di tërëf comme ni ko booyee defee. ngay gis un cadre jàng ba ni am xaalis yor oto yu bu baax dëkk ci kër gu baax kër goo xam ne ay millions lay jar boroom kër ga yàmbaa lay tux te su foo génne nit ñi nuyoo la ñaari loxo la fukki loxo te naan la kilifa gi
fekk tokkatu yamba bu bon nga lool dafa bari fii ci dëkk bi. gis nga bu ko defee Saliou ma ñëw ci yow. bu ko defee nag ñun ñu def focus ci sunu doom yi. ne magum jëmm bu dem ba nekk responsable. du tox dañuy ñaan yàlla soppi waaye li ñu gën a jaaxal actuellement ñun mooy jeunesse bi wax dëgg yàlla ñoo ñu tiital parce que tamit nation mi ngi nekk nation wu suba mi ngi dépendre ci jeunesse su tey parce que bu ñu amul une jeunesse saine vraiment dafay doy waar. tout à fait tata Eva doy waar trop. laa dinaa ci ñëw. ndax tey ji boo xoolee tey pays yu développé yi. ñuy wax ne au fait yu dañoo émerger peut-être comme Rwanda ak affaire yooyu d'après les recherches boo xoolee seen taux de croissance fi ñuy tux ay stupéfiants dafa wàññeeku de trop. Rwanda bi defal ay enquêtes yëpp man lépp lu ma leen wax rek c'est à vérifier. ndax jeunesse bi tey jii lu ci gën a tiital tata Eva muy crime bi. oui tata Eva boo seetloo tuuti Sénégal recrudescence su crime yi am doy na waar. boo seetloo tuuti Sénégal ci 10 ans yii nii fukki at yii nii. waaw Eva rey c'est bizarre rendi nit. jam nit jam nañ nit nañ sangat dëkk bi. wallaahi yal na ko yàlla yokk ay leeram te tax ñu ci barkeem almaxtum. amiin waaye li nga lu ñuy wax ñoom xëy na dégg-dégg dafa laaj lu bari daal. dëgg la ndax gis nga jeunesse bi tey ñuy rey. parce que ñun dañoo dem ak ay criminologue waxtaan comme docteur Aboussi maa ngi koy nuyu de passage. Aboussi dina fi teew. criminologue crime yëpp c'est lié à la drogue. parce que gis nga nit ku sain ku ànd ak toutes ses facultés mentales. c'est vrai am du jël paaka naan day jam nit wala day rendi nit. yaa pas ñun ragaluñ maa ngi dégg léegi ci rajo bi. à Guédiawaye xaw ma ban quartier. Pikine ci Pikine genre demee noonu ku doon jaay yamba xaw ma ku doon wax dafa boole kuy jaay yamba ñu rey ko. waaw kon c'est devenu grave loolu lañ ko waxee loolu laa dégg léegi ci rajo bi ci benn émission. dëgg ci kaw loolu ci wareef la ñu nekk te itam weddi gis bokku ci moo tax dinañu dem fëgg waa régie ne Miyandour salaamaaleykum. am nañ drogue bi ñu naan yamba. yamba moo nekk nii. yamba bi nga gis nii. moom la ñuy wax fooñi. yamba fooñi. waaw fooñi bii nii moom la ñuy béyee la plupart Casamance lañ koy béyee. am na beneen variété bi moom souvent moom la ñuy wax brown wala marrons. bi mooy yamba brown. voilà bu yamba bii nii Ghana lañ koy béyee mais par Mali lay transité. dugg Sénégal pour dugg Sénégal. bii boo xoolee gis na ni ñu ko confectionné nii. gis nga. bii benn kilo la. benn kilo la voilà donc souvent par benn kilo. ko paqueté nii lay nekk par kilo te nii lañ koy conditionné. waaw ok d'accord déjà boo xoolee ci conditionnement bi rek ni nga ko conditionné rek. di nga mën a xam provenance. di nga xam fi mu jógee. ok bii nag moom. bii effectivement bii beneen variété brown. mais bii ça vient du Nigéria. mais daanaka variété bi. gisatuñ ko fi lu bari quoi lu ma wax amatul quoi. mais ça fait un moment gisatuñ ko fi. yamba aussi am na yeneen variété. nga beneen variété bu ñuy wax skunk. waaw boobu moom xanaa mooy bi gën a fort. c'est vrai que moo gën a fort yamba yi parce que teneur en THC c'est beaucoup plus élevé par rapport aux autres. mooy skunk waaw. effectivement yi nga may woon yëpp ay échantillon la. gis nga yamba yi nii ni ñu koy bayee bokkul ak bii ni ñu koy bayee. ci liñ ci jot a xam jot nañ ci am ay benn saisie fii au niveau de Yène. waaw benn tubaab moom moo ko doon bay fii nii. moom culture organique la quoi. am na ay yeneen drogue yu ñu defaree ci yamba. on appelle les dérivés du chanvre indien. souvent da ngay dégg ñoom résine de cannabis. wala hachis. waaw. lii ci yamba ji lañ ko defaree. lii lan la pat la wala lu mu doon. waaw dafa am lu nekk ci biir. dañ ko coffre. effectivement mi ngi ci biir dañ ko conditionné di nga. dañ ko conditionné. dañ ko conditionné nii quoi. ok. ça c'est de la résine marocaine. Maroc. waaw moom la ñuy hashish. waaw dérivé la mais moo gën a fort yamba bii nii. mën nañ dal ci drogue bi ñuy wax cocaïne. bii mooy cocaïne. waaw lii mooy cocaïne. c'est présent sous forme de poudre. mooy comme pëndax meew daal. pëndax effectivement voilà. nii la cocaïne bi nga gis ni nag moom garab gi ñu koy defaree
amul suñu secteur bii nii. la plupart du temps Amérique du Sud lay jógee. cocaïne bi comme ni mu nekk sous forme poudre nii. aussi mën nañ ko am sous forme solide. ce qu'on appelle les pierres de crack. waaw gis nga cocaïne bi mën nañ ko transformer ba mu doon ay xeer yi nag la gars yi di faral di tux. bii poudre la bii poudre la. bii xeer la waaw. les xeer bi nuñ koy tuxe. ça c'est une pipe artisanale souvent moom la consommateur yi di utiliser pour ñu tux xeer bii. dañuy jël benn xeer teg ci kaw taal. de toute façon du génnee saxaar mais ay vapeur lay génnee quoi. moom mooy cocaïne. moom mooy cocaïne xeer bi waaw bu dee xeer su dee poudre bi moom la ñuy fóon. lii la ñuy wax gis nga. boulette de cocaïne. moom la gars yi wan na. waaw effectivement moom la gars yi lu wan na pour di ko transporter. ci aéroport yi voilà boo gisee souvent yi espèce dañ ko scotché nii. mais nag bu xoolee ci biir c'est de la poudre waaw. poudre baa ngi ci biir poudre bi moom moo nekk nii waaw. ok léegi nag boo jógee ci cocaïne boobu noonu ñu dal ci drogue bi ñuy wax héroïne. waaw gis nga. waaw. gis nga drogue bi elle se présente sous forme de poudre aussi. mais poudre boo xoolee. waaw lu tax nga dugal ko poudre yi ci paquet bi mënul génn ci paquet bi. non c'est pour des raisons de sécurité. moom fu muy jógee. héroïne dañ koy defaree garab bi ñuy wax opium. donc l'héroïne est fabriquée à partir du pavot à opium. garab boobu noonu Asie la am. héroïne la plupart Asie lay jógee. mais fii ni ñu koy commercialiser fii ni ñu koy jàllalee fii c'est sous forme de kepa. lii la ñuy wax héroïne la gisoo. moo nekk nii lii la ñuy wax kepa d'héroïne. kepa waaw. fii aussi au Sénégal gars yi nii la ñuy commercialiser héroïne bi. lu ndaw lii nii rek lu cher la. waaw fii comme kepa comme paquet. waaw ok léegi lii nuñ koy jëfandikoo. xam nga lii poudre la. waaw soit consommateur bi moom day sniffer. wala day injecté wu. piqûre wu. waaw poudre bi nga gis nii. mën nañ ko injecté wu. dañ koy togg. wala effectivement léegi nag dañuy jël poudre bii dañuy jël def ko ci benn cuillère. waaw ñu def garrot. waaw takk seen loxo. jël ci seen deret. waaw def ci poudre bi jël vinaigre def ci. waaw jël vinaigre def ci chauffé ko tuuti ñu ko chauffé mélange pour bañ ma ko àggale. mélange boobu la ñuy def effectivement. après ñu dugal ko ci seringue bi. ñu injecté. moom la naan waa ji day jàmm. effectivement. jàmm ko ci veine. jàmm boobu ñuy jàmm est-ce que duñ ci jëlee ay feebar. effectivement. jàmm boobu déjà sax bokk na ci mode de consommation yi gën a dangereux ci wàllu jël drogue. ok d'accord. parce que la drogue agit directement sur le système nerveux. sur le système nerveux. effets yooyu sax ñoom ñoo gën a gaaw que les autres effets. waaw doom yi moom lu mu doon. doom yi nga gis yi. mooy xoox yi. waaw xoox yi mooy langage boobu la nit ñi gën a xam. wala diw day lokk ay pion. effectivement. pion yi ñoo ne nii. ñoom ñoo nekk nii yii ay barbiturique la. waaw drogue yi nag bokk na drogue yi gën a dangereux yi gën a def ravage ci dëkk bi nag. bii nii parce que des fois. jeunesse bi moo gën a effectivement. accessible ci jeunesse bi donc du coup. problème bi yëpp ça se situe à ce niveau. kon ma fàttali on appelle les drogues de synthèse. les drogues de synthèse. mooy drogue yi comme ni ñu la ko expliqué sànq drogue yi dafa am classification. mën nañu na drogue xam ne qu'on appelle des drogues naturelles. mooy drogue yoo xam ne dara raxu leen comme ñax bi nii xam nga naturel la. am drogue yoo xam ne on appelle les drogues semi naturelles. mooy drogue yoo xam ne dafa am benn partie naturelle. ak yeneen produits chimiques yoo xam ne moom lañ combiné. pour am drogue yooyu mën nañu exemple comme hashish bii nii. de même que cocaïne bi ak héroïne bi. waaw par contre am na drogue yoo xam ne ce sont qu'on appelle les drogues qui sont exclusivement synthétiques. ay produits chimiques rek lañ ko defee. mais souvent ce sont les drogues qui se présentent sous forme de médicaments. waaw ok te drogue yooyu nag les amphétamines gis nga ñun am nañ fii. ay amphétamines. ay drogues yoo xam ne on les appelle des amphétamines. gis nga ñoo nekk nii. les drogues là sont beaucoup plus dangereuses pour la santé. waaw toutes les drogues sont dangereuses mais. drogue bii moo ci gën yii ñoo ci gën a gën.
jërë ngeen jëf mbokki téléspectateurs yi jërëjëf Ndoye Bane mi nga xam ne itam mi ngi toog ci plateau bi waaye itam ngërëm ñeel ñi nga xam ne ñooy responsable yooyu toog foofu te faciliter ñu liggéey bi kon bokk ñu ngi leen di sant di leen gërëm lii ngeen gis ni loolu mooy tourner suñu xelu doom yi lii ngeen gis ni moom la ñuy dund au quotidien mooy dugg ci biir école yi mooy dugg ci yenn ndaje xale yi bu ngeen seetloo sax jamono yi ñu nekk ma yokk ko loolu tuuti ci waxtaan bi balay jox kàddu ñoom Ndoye Bane di ngeen gis ne dafa bare ay centre yoo xam ne xale yi ñu ngi fay foowee yu ñu créé bare ay boutique yoo xam ne boutique yu dul dara ñu wax ko ndax autorités yi jot ci tey boo demee yoonu Sacré-Cœur da nga gis ne ay bërëb yu bare créé nañ ko yoo xam ne nga toog fa di gëstu di nga gis ne xale yi doxuñu dara lu net Ndoye Bane boutique yi ngi gën a bare ku mu neex ñëw teg taaba jaay dara lan nga fay jaay guddi nga gis fa boo demee ba 3 heures du matin xale yi ñu ngi ci mbedd mi. gis nga ñi ngi remercier bu baax a baax directeur général police monsieur Sy. c'est vrai ak ki nga xam ne moo yor relation publique di lieutenant Dioum. ak commissaire bi nga xam ne moom moo jiite lii ñu fi ñu demoon di. commissaire Diop parce que yombalal ñu liggéey bi. qui sont très flexibles wax dëgg yàlla macha allah soo bëggee yegg ci ñii. dafa am fooy jaar di jaar ba yegg hiérarchie la mbir mi yoon la. ñu leen di remercier bu baax a baax ci yombalal gi. mais li nga wax dëgg bu wér kee nga la. ah d'accord gis nga tey ji drogue bi. li ngay romb di ko négliger. fa la drogue bi ne. table yi nga romb di ko négliger. gis fa loo xam ne soo ko calculer table ji matul 1500. du ñëpp de en général soo fa fëggee fekk fa dara. dégg nga de. yenn bëri bi nga xam ne fa la ñuy jaayee ndékki damay bañ a wax kii bi quoi. pour xale yi di fa daje rek di fa jaayee ndékki nga xam ne taximaan yi dañ fay jëm di fa ndékki ak ñoom seen ñoom seen. doo fa duggee en général su dee fukk soo duggee yenn saa yi ci juróom-benn yi fekk fa dara. xam nga. salle de jeu yi. ah waaw. côté bi ñuy defee ay babee ñoom seen. dëgg la. jaay caaf sax. c'est vrai da nga fay fekk yu mel noonu. policiers yi xam nañ ko bu baax a baax. temps yii passé am na ku leen romb di jaay xama café la yoroon am na daal yor benn brouettam di romb policiers yi mu leen rombee rek te policiers yi buy liggéey ci affaire yii nii dafa mel ni affaire yi da leen xeeñ. lay romb rek di xool gars yi di ko xool ba yàgg ñu woo ko looy jaay mu wax leen ñun ko jaay ñu. di ko xool ba yàgg ñun ko ubbil ñu beneen siwo bi. madd la doon jaay madd. wax nga dëgg ndeke ci kaw madd la ci suuf la bagage yi nekk douanier yi ñoo ko jàpp. madd bi ñu jàmb nii madd bi ñu jàmb ko ba mu saf nii di ko jaay xale yi ci école bi ndeke ci suuf ay bagage a fa nekk ci siwo encore ñi ngi may expliquer tamit ni ma gis nga suñu jàppee ay nit ci yàmbaa wala ci drogue ba pare ba jàpp leen ba jébbal leen procureur déféré leen askan wi dañuy yaakaar ni policiers yi wala gendarme yi pare nañ ci enquête bi de non moment boobu dañuy enquête xam ni waa ji jàpp nañ ko tëj nañ ko ci kaso bi mais li mu yoroon fu mu jógee. moo tax nee naa àdduna daa bare nattu. voilà nekk policier nekk militaire sax wallaay nattu la. non sapeur pompier. lu ne kii ñu woo la. voilà parce que ñu ngi may suñu la jàppee ba tëj la ba pare. ñoom dañuy continuer seen enquête. xool lii ñu jàpp nii. fu mu jógee ak lu ko fi dugal. dëgg la topp ko. moment boobu la seen liggéey ji commencé suñu jàppee waa ji ëpp rek. macha allah ñu dalal mbokk mi ci ligne bi salaamaaleykum. maaleykum salaam wa rahmatullah. kilifa gi nu ngi lay nuyu bu baax. Eva maa ngi lay nuyu bu baax. maa ngi nuyu Ndoye Bane moomu. ñu ngi lay ziar bu baax. ñun ñu nekk en tout cas à l'extérieur. ñun ci nen la ñuy toog. déedéet waay ñun bu ñu gisee lu mel nii comme lii ngeen def comme thème jeunesse ak drogue. mais ñun dañuy tiit. Ndoye Bane. waaw. xam nga su fekkee da nga nekk à l'extérieur. bàyyi fa ay doom. bàyyi fa ay sët. di dem ci ñoom di yónnee. gis lu mel ni sa xel dalatul fenn. allahu akbar. ces morts subites et atroces yi ngay gis. seen gan boobu wax na ko léegi. amul kenn ku mën a jël paaka tiim doomu àddama di ko ren yi fekk nga nekk ko lucide. c'est la vérité. waaye Ndoye Bane drogue bii di dugg si fii. mais te am na complicité certaines personnalités. effectivement. je me rappelle yàggul dara
am na benn douane ay douane yu jàpp benn oto mais oto bi ñu jàpp ndaw si doon wax dafa ne oto bi oto gouvernement la. waaw léegi oto du gouvernement la sol nañ ci fekk nañ ci ay drogue waaw léegi chauffeur ba koy dawal chauffeur kan la. oto bi fu ñu ko jàppee woon. léegi ci biir gouvernement bi. oto bi fu ñu ko jàppee woon. mais douane yi ñoo ko jàpp fii à Dakar. non oto bi mooy drogue bi port la nekkoon. moi je l'ai suivi. moi je l'ai suivi ci TFM gii laa ko seetaanee ndaw si doon wax jigéen la. de la douane. mu wax ne oto bii ma jàpp oto bii oto gouvernement la. effectivement. waaw mais nguy baan nañu jàll ci ginnaaw tuuti amul ay temps ñu jël ay genre alcool yu mel ni ci sachet di ko jaay élèves. waaye léegi fi mu jaar fan la jaar nit ki ko jënd ñu ngi ko jëndee extérieur. yónnee ko. jaarale envoyé ko en tout cas ay douanier xool ko. mu jàll. waaw mais ñi ko bàyyi mu jàll mu dem ba ñi koy jaay te kenn waxatu ci dara te am ci ay xale sax yu ci daan naan ba mu mujj cee faatu. loolu kenn du ci wax. ñun alors que kii nga xamante ni personnalité ñëpp xam ko ko moom tudd ko ma gàtt ma xaw ma et il s'est permis de dire que nañu légaliser la yamba. amul ci benn part du gouvernement boo ci wax. kooku normalement Sénégalais yi ko war a porter plainte. xale bu jigéen bu sumee bu def yaramu neen ñu ne nañ koy porter plainte waaye lii moo gën a grave. nañ ko légaliser. ça veut dire quoi ça veut dire que ne moom xam naa ne bëgguma ko tuumal mais su ma neexee joxuñ fa baaraam ne moom xanaa dafay tuub. xanaa day mos. waaw wax nga dëgg de. mu jël kàddu ko mel ni wax ko ne nañu légaliser yamba ça veut dire que yamba du dara. ah doy na waar de. xam naa ne cri du cœur am moo nekk cri du cœur ñeneen ñi et am na lu mu wax dama tase ak ay soxna yu bare yoo xam ne dañu amoon opportunité di voyager waaye kenn ki dafa am lu ma tontu mu mel ni moom it tey dafa ñëw feggoo kooku nee na bu xalaatee bu demee tukki tiitalu ñun ñi nekk à l'extérieur ndax faaw mu am ñu dem faaw mu am ñu toog nee na bu xalaatee bu demee tukki. yar gi doomam yi war a am ca gannaawam te du ko yëg te bu ñëwee mu war a dabe nee na loolu xaalis du ko fay. wallaay wax na dëgg. alal du ko fay. wallaay wax na dëgg. loolu moo ko bàyyi fii mu toog ak ay doomam gunge leen ba nu màgg mën a dugg université moom mu soog a jug te xam naa ne yaay yi nekk ci place am bare nañu. nañ ci tegaat loxo li ñu wone mooy réalité. Salif lii moo am. lii mooy li am moom la ñuy dund. da nga choisir yar sa xaalis sa say doom. wala nga choisir uti xaalis. dëgg la nag. waaw dëgg la. parce que am na ay pères de famille yuy seetaan jamono yi ña nga bitim réew. dëgg la seen i doom màgg nañ ba am 25 ans nekk fii ci dëkk bi. xamuñu seen doom yi ni ñu mel. dëgg la parce que ña nga bitim réew di wut xaalis. te waaw sa doom yooyu suñ tuxee yàmbaa. ci nga bokk. dëgg la nekkoo fi mais ci nga bokk parce que gisuñu la pour gisuñu papa gisuñu yaay. dëgg la di jur rek di envoyé di jur di envoyé. léeg-léeg indexé wuñu benn école. na école fay ba gën a cher. fa la bandi ga ëppee. fa la yëf bi ëppee. nanu ko wax ca kaw fa la bandi ga ëppee fay bi lu mu gën a cher. yëf bi gën fa nekk. dëgg la et Ndoye Bane. école yi ni wax école doomu patron yi. fa la doog ba ëppee. waaw da nga koy wax ko mu leer rek. dëgg la am na sax loolu Ndoye Bane beneen yëf. xale yi da ngay gis koo xam ne dafay drogué wu moo tax dañuy rek bàyyante xel du ñu jug rek dagg charcuté non. dañuy wax ne. le mal est plus profond. Tout à fait. Parce que xale bi nga xam ne dafa nekk xale. war a def enfance am normalement. ñu teg ko ci ay yoon. nee nañu xale ci biir kër la war a ne. suñu waxee biir kër dañ ko war a entourer. ñan ñoo ko war a entourer des personnes saines de cœur et d'esprit. xale ba màgg ci benn pëccëxoo boo xam ne ndey a ngi xeex ak baay a ngi xeex ak ndey. mag ñi nangam et yooyu yëpp tam. ay trouble la yoo xam ne dañ koy teg nit ki foog naan xale la et il grandit avec ces séquelles là. wallaahi xëy suba teel nekk nit bi nga xaarul woon fekk la mu dajale ci potam dafa bare defu ko ci benn fan. effectivement. c'est vrai li ñu wax yëpp looloo am. comme ni ko Ndoye waxee rek. mais gis nga affaire drogue bi. il faut fa laaj xeex dëgg sax. bu baax gis nga ñu koy tux
wallahi du ma leen diaboliser mukk te du ma juger du ma ne ñu bon lañ. mais parfois inconscience ñàkk xam dina la dugal ci loo xam ne moom moo lay lor. moo tax ñun dañoo jóg pour sensibiliser jeunesse bi que wax leen que ne nit mun na dund sans drogue. et rien n'est plus beau qu'un esprit sain dans un corps sain. je t'assure. wallahi Azib xëy na ñun am nañu ay jaar-jaar yoo xam ne. ci télé lañ nekk voilà amul dara lu ko dàq. lu ñëw comme ni ko Youssou Ndour waxee rek loo taseel daal di koy mën. te ñu gën a fexe Ndoye Bane su ma waxee loolu ñeneen daañu wax d'accord gis nañu sëriñ daara bu def nangam imam bu def nangam ñu yóbbu xale yi église ñu jàng ñu yóbbu xale yi ci daara yi ñu jàng. wallahi Azib dinañu am chance. wallahi dañ ko wax wallahi dinañu am chance bu bare Ndoye Bane. xanaa da ngay gis xale ma sañ ko wax. mu am ay problème këram dal daara yokk ci leneen. wallahi waaye ca gaaw nga dugal ko daara. wallahi mu nampé fa màggee fa. wallahi déglu ma wallahi jàmbar loolu de dugg daaraak dugg église dem église def jàng école français ci yam man xam naa ay xarit yoo xam ne daara lañ jaar day tux yamba xam naa ay xarit yoo xam ne ay vrai catholique lañ dañ koy tux am naa ñoo xam ne jaar dañuy tux ya affaire bi du loolu. maa ngi ci petite enfance. maa ngi ci tout temps xam nga xaleel tam dañ koy defar. loolu la Eva. waaw li nga wax wet jiw ñu ko. nit dëkk na ca àll ba. jàng daara ñëw ndakaaru di màndi. bari na loolu affaire xam nga lan la. dafa am loo xam ni fii rek li wuñu ko Sénégal tuxum yàmbaa mi du fi arrêté. mu di lan voilà. jigéen ñi fii Sénégal jigéen daf fi sonn. ndeysaan. xale daf fi tumuranke. ndeysaan. Ndoye Bane day am jabar am ak moom fukki doom. di dëbër jéego ko daanu xëy suba yàlla ubbil ma wërsëg ma ne fa ñukk sama jabar. ci yàlla. ak ki fukki doomam. dëgg la. dem dëkki feneen takk xale bu bees tàq. abandonné sama jabar. fase ko ak samay doom. sama jabar jooju amul liggéey jigéen ñi fiy liggéey bariwuñu. du amul revenu 50 000 par weer te mi ngi fukki doom. situation bi changé fukki doom yooyu fu ñu jëm. dëgg la. ñi ci yàlla te baaxee. ñi ngay baaxee. dëgg la ñi nga xam dañ ci xaw a yërëm seen yaay. tous les moyens sont bons pour que ñu dimbali seen yaay. ndoy foofu doomu yàlla bu la yàlla dog rek. dafa am loo bëgg a doon léegi nag tey jii su fekkoon benn femme rek moo mel noonu ci benn koñ ñu mën a wax tey jii sur 100 femmes. sur 100 femmes fii Sénégal 60% yi loolu la ñuy dund. dañ leen a fase abandonné leen bàyyi leen ak ay doom yu bari. doom yu bari yooyu noonu. fu ñu amul fu ñu wéeru ji dañuy dem ci bopp koñ bi. di tux seen i boon di drogué wu. di agressé di sàcc di jox seen yaay. à qui la faute. dafa wax loo xam ne waxu docteur la wax. maanaam du thème bi sax mais peut-être après dinañ ci laal tuuti rek. def ceeg sotti ci la léeg-léeg. yor jabar mu am ay njaboot. situation changé nga dem abandonné ko wala nga bàyyi nga loolu tamit dañ cay war a wax. ndax gis nga récépissé bi ministère de l'intérieur délivré mais loolu tam danaa ko def thème. am na les enfants victimes de divorce. gis nga boo demee en psychiatrie tey jii boo ñëwee nga indi malade koo xam ne ñu ne dafa am problème xel wala dafa tux ba dof bu ñëwee question yi ñu koy njëkk a posé ana papaam ak yaayam ndax ñoo nekk wala dañ leen abandonné wala dañoo divorcé. kon nga xam ne loolu cause la. am na ñoo xam ne su seen doom su sa doom day tux yàmbaa nga jiin ko sa wujju ni sa wujju ko liggéey. dëgg la kenn mënul liggéey kenn muy tux yàmbaa ay sóob la. ci yàlla booy bi ci boppam moo bonom di tux yàmbaa ñu naan ay dañ koo ay dañ koo yàq ak yu kenn xam c'est que yooyu lañu war a dindi seen fii yàquñu kenn gaayee topp seen bakkan nekk ci lu leen neex c'est ça fii yaa ngi def ci sa bopp waaw sama doom ji dañ koo yàq lii de def la lii de nangam ak nangam du def ci yàlla wool sa doom ji ni ko mu bàyyi yàmbaa ji muy tux bàyyi sàngara si sooy wut kay soo koy ñaanale nag nga wutal koy ñaan te amul benn sëriñ je pèse très bien mes mots bu mën a ñaanal nit mu bàyyi sàngara ak yàmbaa fii ki koy tux amul volonté ni man damaa bëgg a bàyyi ñu jox le ay bagage nga naan diw ñun la nag tàmbalil tey bul def nii am na des fois sax ñun leen ni la saafara bi soo ko diwoo nga naan ko soo tuxee da ngay dee tiital la ci yàlla
nga def sa bopp man su ma toxee damay dee. fii une semaine soo toxee da ngay dee. mais soo toogee une semaine toxoo naanoo defoo dara di nga ko mën a bàyyi. am na ñoo xam ne ci ku weeru koor gi li ñuy profité bàyyi yu baree. nee na ndeysaan moom tey jooy na sax ndax nee na ki woote sànq wax ne ñu ngi nekk à l'extérieur. waaye yàlla xam na ne seen fit sax. toogul effectivement mais imaginez ñi jële fii seen doom. yóbbu extérieur nag ñuy drogué wu foofu. nit jëlee na fii doomam yóbbu extérieur ñuy drogué wu ñi nga xam ne dañoo dem ba extérieur di jaay drogue nag. ci yàlla gros dossier. Saliou. on a abrité benn local bi nga xam ne fii à côté de l'aéroport Léopold Sédar Senghor. pour les personnes yi nga xam ne ils sont sous l'emprise de la drogue. ñu bëgg a bàyyi ñu bëgg cee génn ñun bu ñu ñëwee ci ñun dinañ leen accompagner dinañ leen orienter assister leen bañ génn ci jàmm ak salaam. ki nga xam ne moo drogué wu. moo drogué wu wala koo xam ne victime la. mu bëgg a bàyyi. waaw am volonté bëgg a bàyyi. waaw bu ñëwee ñun bu ñu ko jëlee. en collaboration avec les spécialistes de centre santé de mental de Saint-Jean-de-Dieu. dalal xel bu Fatick ak bu Thiès. ñun dinañ la orienter dinañ la accompagner assister la ba yàlla defal. est-ce que Mia du ñu may nga nee naa c'est l'affaire de tous ñu may la nga joxe numéro bi. waaw dëgg la 77. 881. 95 16. 77 881 95 16. ou bien 78. 475. 45 31. très bien kër yëpp daal dañuy ñaan jàmm dellu si. nga xam dafa tox ba départ. waaw ñëwee ci yéen da ngeen koy téye ou bien da ngeen koy. waaw bu ñëwee si ñun. bu ñu ko indee xool le nécessaire ñun dinañ dem ci médecin bi dina ko xool. si c'est quelqu'un qu'on doit retenir. koo xam ne dañ ko war a téye. waaw pour désintoxiquer ko mu génn ci. waaw dañ koy téye. très bien voilà. muy moo xam douanier bi la. moo xam gendarme bi la. moo xam policier bi la. ñooñu mérité nañu respect parce que li ñuy jàpp noonu mën nañ koo bañ a jàpp de. parce que gi nga soo jàppee benn trafiquant. bala moo affaire yoo sori yéen ñaar rek soo leen wéetee mu proposer la xaaj bu bare la lay proposer. donc maa ngi interpellé comme pour la douane. gendarmerie ak police ñuy communiquer ci li ñuy jàpp di ko communiquer askan wi xam ni. mbir maa ngi fiy dugg. ñu ngi koy jàpp. ñu ngi fiy dugg ñu ngi koy jàpp ñu ngi koy teg fañ ko ñu ngi koy jaarale fañ ko war a jaarale mënut a ñàkk amul dëkk booy dem ci àdduna bi te mbir yi du demee nii. mais naka la ñuy def ba loolee. la nga xam ne mooy rëcc dugg ci askan wi du yàq njaboot gi. loolu tamit moo parce que mënul ñàkk soo nee jàpp nañu 100 kilos yamba dina am des fois gars yi du ñu jël li ñu am yëpp yóbbu jaarale ko yoonu Kaffrine bu mu jëm si Dakar de. foo jaar mu ñu jëlaat yeneen loo xam ne day jaari Ndar lu am jaar li jaar Matam dina am lu rëcc lu dugg ci biir donc ñuy félicite bu baax a baax les forces de l'ordre te population bi ñuy collaborer ak forces de l'ordre yi parce que douaniers yi mënuñoo jàpp benn trafiquant sans population Sénégal population bi jàppale leen su dul dénoncé gendarmerie mënuñoo jàpp kenn te population bi jàppale wu leen ci la police noonu nañu xam ni ñooñu ci ñun lañ bokk te ñun ñoo tax ñoom ñu nekk ci naaj bi ñun ñoo tax ñoom ñuy tayale seen bakkan di xeex ak le trafic te ñooñu nag ma xamal ba Eva trafiquants yi dëgg dañuy armé wu dañuy takku ba dëgër mystiquement dañuy taxaw ba pare yor seeni arme trafic ñu ay camion yamba ni daw ak moom ci àll bi noonu noonu te armé ci neen de mais nag ki leen di kar kooku nag kookoo jàmbaar la waaw jàmbaar la très bien. mami yow itam lan nga ci fi ñu leen di kare dafa bari ndax am na ci ñoo xam ne ñu ngi ci tefes gi. ñun gisuñu leen. am na ci ñoo xam ne ci jakarta yi lañ koy yéegal. am na ci ñoo xam ne double cabine camion yi. looy baat mos nañ ko fi indil. wax na ci benn bërki dem mais bi ñuy dagg côté yi itam mi ngi fi. am na ci sax ku ko fi dugaloon ci kii wu tiga dege. butéeli 20 litres yi mu def ci tiga def ko ci suuf jël tiga dege mott li ci kaw. donc kiy dem bay génne yooyu noonu parce que mi ngi xeexal askanam mi ngi xeexal réewam. mais xam nga tamit ñi nga xam ne ñoo moom seeni kër di ko luye. ak ñi nga xam ne ñoom ñooy dem di luye ci kër yooyu. ñoom itam comme li ngay wax nañuy dénoncer. parce que boo gisee ku ñëw luye benn appartement di ca fay lu cher. te dëkku fa. léeg-léeg rek mu ñëw lonko benn saagam rek ñëw gaare benn otoom ubbi dugg ci appartement bi quelque temps après mu génnaat gàddoo waat saag boobu diri benn kii dem tëjaat. doo fa dégg kenn ku yëngu. chaque jour nga gis ko mu ñëw def aller retour yooyu jéemal xool ba xam lan la wala nga jéem a dénoncer ndànk parce que police mën nga dem
ñu nëbbal la yow yaay kan wala nga woote nga wax leen ni leen su ma sañoon ngeen ñëw xool fi ma nekk parce que xam nga Eva dafa am wax ba mu solo bu Ndoye Bane di wax nga di ko wax mooy que naa seetaan laalaguma man bokkuma ci du sama njaboot lu ñëw rek nga jël ko tay ko njabootuk jàmbur doomi jàmbur yi daal ñooy kumba ñaaw yaay lu la naqari ci ñoom nga dem dóor seen yaay mais yow doo nangu mukk mbir mi laal sa biir kër am ci nag yeneen parents yoo xamante ne nii dañoo yaakaar ne ñoxor njaay rek ñu génnee doom yi sànni ci mbedd mi ci yàlla boo ko defee génn sama te xale day toll foo xam ne day bëgg ku ko génne ci mbedd président Youssou dafa am lu mu waxoon daf ne woon bu la sa doom tooñee ba sa xol fees ak njureel xam nga ne dafa metti xoolatul melo bul génne bagage ya gaawtu baaxul xam nga dafa am loo xamante ne lëg kenn du ko sànni ca lay ba ndax da nga koo mayum riir te lëg mën naa daw waaye attanul ak teg ndax gone dafay am lëg mën naa daw attanul ak teg li lëg di mën a daw boo ko tegee fas gi teg di tegoo du dem ku nekk ak li nga baaxoo xale dafay am fu muy toll day bëgg ñàkk kilifa ndax kilifa da koy sonal day bëgg liberté loolu nag yow boo ko mayee à 100% mooy génnee ko biir kër gi soo ko xasee ba génnee rek dindi nga tuuti kersa si desoon ci moom danaa ndegam man ki ma jur moo ma mën a sànni ki nam ma liberté nga ni ko am guux ko mi ngi nii mais yow ki nga ŋàpp di naan ngelaw boo ko joxee caakiri bu saf suukar foo ko jëme day naan ba biiram na daal mu tëdd dee kii xaru kay boo ko joxee pistolet yaa ko rey nga ne ko génnal sama kër ndax te yow da ngay drogué wu génnal sama kër ndax ne da ngay lii déedéet teg ci sa bakkan bañ commencé di dugal yenn yi Touba Sëñ Abdou Lahad dafa taxawoon ne léegi nag tegatuma ci bakkanu kenn sama bakkan bi laay teg te ku ne xam na ne bakkanam ëpp na ca ndax kàddoom rek ëppoon na ca waxuma laa nag bakkanam ba mu fa dugalee xaj yi ñu naan li xaj yi di wër ci biir Touba mun leen bu ñaari tànk yi bu ñeenti tànk yi bu ñaari tànk yi rek la ñuy wër mbir daf la koy jaral nga ne man sama doom nii la mel naa ci xeex ba fu mu yem neex yombul de très bien fii mami daanale li ma ci yokk mooy nañu bàyyi di def ay jugement li nga taxaw di juger na nga fexe ba dugal sa loxo ci mbir mi jàpp ci ngir loolu nga xam ne bu dikkee suuxeloo ñëpp bu mu am waaye baan bare na ci société bi léeg-léeg da ngay ñëw nga dugg kër Ndoye Bane nga émettre jugement yu dul jeex doomam bi day drogué wu nangam de fekk moment bi ngay wax loolu mënoon nga dimbali nit ki tey ci gindi ko ci lu mu nekk mais dafay niroog éléments yi nga xam ne indi nga ñu ko ne ñu ngee def waxtaan mais indi nga ay éléments tegal ñu ko pour que ki nga xam ne mi ngi koy seetaan xam ne li noo waxtaanee lu réel. non c'est que soo dee jeune dugg ci mun na laa yóbbu ci lu ne. dëgg la soo ko amul di nga sàcc. te soo dee sàcc nit ki jàpp la mën ngaa dem xeex ak moom ba rey ko. maa nga gaañ ko. mën na laa rey mooy waral nit ki dem di agressé ji wut lu mu jënd ji drogue. parce que soo ko xasee ba tàmm ko loolu la gars yi naan siig soo siigee. tous les moyens sont bons pour nga am weccet pour dem. da ngay gis nga am doom bu góor bu am 15 ans. di sàcc xaalisu yaayam xam ko au lieu que mu jéem koo faj jéem koo lijjanti mu ko ciy bàyyi xaalis boobu muy sàcc fu mu koy jëlee. ak di ko nëbb waa kër gi. wala di ko nëbb waaye fu mu koy da ngaa dugg fu am solo. damaa mos a gis koo xamante ne doomam moo sàcc ñaari la muy oram te mu ngi bokk ci gang bi ci koñ bi. mais li nga wax keroog ko tuxum yàmbaa da ci am bu silwiise xale yoo xam ne foo leen fekk lu cher rek la ñuy sol doomam a sàcc ay lamam teg ko ci gang bi parce que gang bi da ngay teg pour mën a bokk. ndax ñooy jëndandoo yëre ñooy jëndandoo daal mais ñooy bokk jëndandoo yàmbaa ji mais au lieu mu jéem a xool moom doomam déedéet li ma doon wax sànq ci kumba ñaaw yaay moom dafa jël moom jiiñ ko ñi nekk ci biir kër gi mooy sarak lay doon wala xale buñ la jox wala jànq bi lay liggéeyal ñii rek nga koy jiiñ ne ñoo ko sàcc léegi nag ba ngay dem bay xam ne yow sa doom moo nekkoon sàcc bi da la doon sàcc yow pour dem drogué wu ji fekk na yàq nga mbokk yàq nga askan ndax sàcc moom ku ko xas ba jiiñ nit bul bëggati sax ci àddunaam mu bëgg la dëgg la mënatut a nekk ak loo ko mën di defal na la bañ bu dee as gor la dafay jafe Ndoye Bane loolu la ay père de famille yoo xam ne tey jii mënuñoo réaliser dara ci seen àdduna parce que bi nekkee jeune leen tàmm jëndum yàmba tàmm jënd drogue tàmm jënd yàmba te jënd drogue am nañ jabar am ay doom mais mënuñoo réaliser dara fan tolloon fa lañ toll ba léegi nii avancé wuñu dara te lu ñu am léegi ñu dëndee ko saaku ceeb jëndee ko diwlin jox njaboot gi duñ ko def ñu ngi koy dem jënde ji wuti di appartement wala ànd ak seeni morom dem plage toog yàmba fo cakaay beneen bi mooy demal ci boîte de nuit yenn boîte de nuit c'est privé mais dem fa soo fa demee da ngay rus ay xale yu jigéen yu ndaw yu ndaw a ndaw ñoom ngay fekk
ñu toog xaw ma teg ay chicha la xaw ma. dëgg la di ci rax lu nekk di ko tux. di drogué wu ci biir boîte de nuit bi. te yooyu ñuy fawantoo ba ñu koy dugal ci kër yi ay chicha ak ay yeneen ak yeneen ku nam dara la lu mu àggagul. voilà man gis-gis boobu gis-gis boobu laa ci am. bandi bandelo de am na ñoo xam dañ ciy dugg di ci bandi bandelo ba mujj gi ñu yàq complètement àndandoo yi war nañ ko seetaan. reportage bi ngay waaj a dugg déglu nii waa ji nee naa la drogué wu na plus de 30 ans lu ko ci dugal nee na àndandoo bu bon coxeur la woon. dem na ba nga xam na ni moom actuellement nii raté na laay fam ci yàlla nee naa la nee na ma awma jabar awma doom awma puce awma portable. awma jabar awma doom awma puce awma portable moom daal amul dara. Mia Ndour ma lay laaj bu élément bi pare ma ne la salaamualeykum. mën naa ni bi ma ko commencé def bi xaw na yàgg ndax mën naa ni jamono bi sama mère génnee àdduna jàpp 95 96 jamono boobu laa ci gënoon a fës mais lu jiitu loolu dama ko doon def mais dama bëggoon sama yaay ba dama bëgg sax di def yenn yi mu koy gis si man quoi. sama famille xam nañ ni du ma jël alalu jàmbur du ma sàcc kenn mosuma xam nañ ni mosuma rey nit te mosuma ànd ak kuréel lu mu mënta dee man war na mat 20 ans wala 22 ans bon léegi nag ci biir loolu tamit bi ma koy def dama ñàkkoon pexe moo tax ma koy def parce que coxe bi rek mënu mu woon yor te du ma jël dama doon ànd ak samay xarit ñoo xamante ni ay jëlkat la ñuy doon bu heure jëm jotee ñu tasaaroo suñu demee man dinaa këla dem boobu dem fanaan sama kër benn xarit ba mu yàgg xamatuma pexe may jaayantu yàmbaa ci di ko jaay waaw léegi su ma ciy jaay ba mu yàgg bu ma dajale ko mu mat ne benn néegub entrée 7000 ma dem jël ko. mus nga def kaso. yàgg na def naa kaso parce que loolu en 2002 la man dama nekk koo xamante ni dama tàng ba léegi nii may waxee yow nii fi may liggéey sax damay xeex xam nga tamit wax dëgg moo gën. mais xeex bi yëpp mooy damay bañ rek. waaw fan lañ la jàppee foofu lañ ma jàppee mbedd Fass. biñ may jàpp jour boobu noonu dafa fekk yëg naa ne ñu ngi ci tali bi. mais dafa fekkoon ma xeex ak keneen ñu porté ma plainte biñ ñëwee foofu samay xarit wax nañ ma ko ni ma ñi ngi taliba ma sànni li ma yoroon yëpp denc ko ba pare sama fit ba comme yoruma dara dama fay dem may dem dajeeg ñoom ndekete boobu plainte bi moo leen tax a jóg yow leen doon seet boobu waaw ci boobu jàpp nañ tam benn xarit boo xam ne dañ ko jàpp comme démb da doon jaayaama bi ñuy ñëw paquet yooyu ñu ko jàppee paquet yooyu lañu indi man fekkuñ ci man dara 2002 nga tëdd ñaata at. ma tëdd ci 1 mois boobu. deuxième bi moom man maa def ma yàlla di ma suturaal 2002 jusqu'à 2005. le 27 décembre lañ ma jàpp jour boobu ñu may jàpp ñu ngi ma jàppee bedd Fass tamit. loo defoon. boobu dama doon jaay yàmbaa. su ma ko wax fenn dama koy wax sax si kanamu juge yi. ndax fi may liggéey léeg-léeg ma xeex ba gaañ nit sax ñu yóbbu ma boobu bu ma waxee ñaata at dama leen koy wax loo def dama leen koy wax. bon 1 mois bii ma lay wax ni te doon naa ko te jaayu ma woon yàlla day àtte xam nga kañ laa xam ni jaayu ma. biñ ma jàppee si sama fee boo xamante nii mooy deuxième fee boobu biñ ma laajee ni ma loo doon def 2002 ba ñu indi la fi man leen dama doon jaay yàmbaa ñun ma non fii defuñu fi jaay yàmbaa fii ma lañ fi def ma ne moo tax ñu tëj ma 1 mois kon dëgg la waa ji li mu bëggoon ci man amu ko benn policier. mais est-ce que yaa ngi rëccu sa jaar-jaar parce que li nga perte bari na de. benn fee moo ma dese nga war ma see ñaanal mooy xeex a xuloo ndax dama tàng bugguma alalu kenn. bàyyi nga lépp xeex a xuloo moo la. dama la 2005. 30 décembre 2005 sama mag moo ma jël si yaayu kii la moo yaayam ñoo bokk ndey ak baay mi àllaaxira yal na ko yàlla xaare àjjana moo ma jël si bi ma jël see bi ma yóbboo ñëw na ba si bunt bi mu may génnee kaso bi pour jël si ma mu ñibbi 30 décembre 2007 c'est le Serigne Saliou Mbacké di nelaw 2 jours après man ci laay libéré li ma njëkk wax mooy xanaa nag di nga góorgóorlu sa turandoo nelaw na te pourtant moom di ma wax sa turandoo nelaw na ñun ay taalibe Cheikh Ahmed Tidiane lañ suñu waa kër mais sama yaay la yàlla tànnoon mu nekkoon soxna damay réccu quoi dama mënatul téye sama bopp quoi parce que waxewu ma ko ngir dara mais dama koy waxee ngir occasion la si ku may déglu parce que damay toog ak samay moroom ñoom ñëpp ma léeg-léeg ma waxtaan ak ñoom ci lu bëre xam nga lu tax ma koy réccu mooy sama mag boobu doon ma dévier di ma jéem a indi pour ma jub xeex naa man def naa man lu ne xelu xale jàpp na ma ba tey war na ma ginnaaw tey man ak soxnaam ñoo nekk ak ay doomam man lan moo tax may réccu maa ngi sama 46 ans presque mais man aw ma jabar aw ma doom léeg-léeg ma tooñ jaay dama reetaan lu quoi leen aw ma jabar aw ma doom aw ma portable aw ma carte d'identité bu may ñibbi ma guddee fi bu may ñibbi kii moo ma yóbbu léegi looy wax xale yi nga xam ne jamono ji ñi ngi ci xale yi ñoom li may wax kay li ñu leen di wax kay dégg nañ ko mooy ku mag mu dem ba am 45 ans sa jarbaat géré say doom géré ñi say doomu mag géré say doom nga am ay sët
ñoo xam ne say doom mag ñoo la tuddee doomam sama doom ñii sama turandoo mi ngi fi sama doom mag moo ma ko tuddee léegi si kanam tuuti mu am soxna mu ngi jàng man xaw ma yooyu may wax la man yéen mën a yàlla ak ñu baax ñi sama jarbaat yi ak samay doomu mag yu góor yu nekk ak man ñoo ma couvrir nii rek quoi. waaw kon xale yi nañ arrière. non ñoom di wax bi moo leen di arrière. su démb doonoon tey daal film nii di nga doon beneen nit. nee naa 2007 boobu ñu ma génnee. jusqu'à présent. maa ngi de liggéey. man maay drapeau bi. samay client du ma am portable du ma am dara te bu ñu ñëwee bu ñu ma soxloo dañ may gis. dëgg la quoi bon may wax xale yi. muy man di sama mbokk muy xale bu mu mënti doon ci àddina. bon boo leen waxee tamit nit moom mënoo defal ñëpp waaye da ngay ñaan rek yàlla bi nga xam ne mooy jubal te ku mu jubal nga jub yal nañu boole jubal. amiin 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 yal na jubal ñëpp barki Seydina. te bàyyi toxum yàmbaame drogue bi bàyyi non boo déggee jubal ci biir jub ci la loolu nekk quoi. mais daawoo jamu ay jamook yooyu ay héroïne ak non man du ma déggoo li ma la wax. waaw dama doon gees ndax affaire banditisme laa doon def ndax xam nga lu ma ko doon defloo. dama doon xeexal samay morom. damay war a liggéey kenn ñëw jóge fële doo fa liggéey amoo bàcc amoo dara bëgg ñëw léegi pour ma xeexal yooyu il faut ma dem tuux ba pare am pit taxaw léeg-léeg ma day ñu ma. musoo jam nit ak yooyu. non jam naa xeex naa man dindi nañ samay bëñ gaañ naa nit ba fi may liggéey mën naa gaañ nit loo xam da nga koy réccu loolu xeex la rek du affaire bandi du affaire dara xëccoo ay kii naa liggéey la nii yooyu daal amul problème quoi dem ba xamoo looy def rek moom doon dugal ci xeex sax gaañ nit. parce que man ko boo ma xoolee sax xam ni comportement mën na la ndax mais moo waxee di nga xam ni kii nii. bon yoon bi mu jël man daal maa ngi ñaan bépp xale. boo xëyee nga nekk sa liggéey nga moytu àndandoo boo xam ne da lay digal lu bon parce que àndandoo bu bon amul ku lay digal lu bon moo am ndax ki nga naan àndandoo bu bon la suba mën na baax na ngay ànd ak daal ku lay digal lu baax te bañ a ji ku lay digal lu bon nit moom dafa bon parce que yow bu yàggee di nga mel na moom te mën na génnaat ci loolu dem baax bàyyi la fa. kon da ngay déglu ñi lay wax li baax. tey sore ñi lay wax li bon. te bis boo demee ba ñi lay wax lu baax doy ci yow bu baax nga am ci lu bëre. nga dem sa ña nga doon daw ñi lay wax lu bon boobu ëpp nga leen puissance sa yàlla. nga leen di woo di leen wax lu baax nga sore tëfum jàmm sore lépp lu bon la. macha allah dañu koy ñaanal yàlla. ne bu ñu ñaanee yàlla yàlla dana nu nangul ñu ñëpp. li ma naan ñun ñëpp nag suñu responsabilité dafay dañ koy interpeller ci mbirum xale yi kii yal na ko yàlla gën a soppi. gën ko baaxal. mais xale yi nga xam ne itam danoo tolloog moom jamono. te ne ci li mu newoon ngal nañu déglu propos yi nga xam ne moom yëkkati na ko ndax wax dëgg yàlla mbir mi doy na waar trop doy bal. doy na waar gis nga ko du xale. il regrette. wax na 45 ans. waaw du xale. wax dëgg yàlla mi ngi rëccu. li nga xam ne jaar-jaaram. bàyyi na lépp nag instant bi nii dafa arrêté. daal ku ko ñëw wax ak moom mi ngi daal jéem a sensibiliser booy yi. mais soo ko xoolee da ngay xam ne kii am na lu ko metti. dëgg la. dégg nga li ma ci gën a marqué mooy jour biñ ko libéré ba mag gi naan ko xanaa sooy drogué wu di toxu yàmbaa ñu lay tëj ba sa turandoo wàccub liggéey. dégg naa ko wallaay. nga war a soppeeku. nee na wax boobu wax bu ko marqué la. donc c'est pas parce que nit ki day drogué wu rek ñëpp dañ ko war a daw. nit ki dafa dugg kaso su génne rek ñëpp dañ ko war a daw boobu ngeen koy daw mooy tax la ko dugaloon kaso du ko ba. très bien maanaam dikk nga ci réinsertion sociale. ndax li may wax xaw ma Sénégal lay wax xaw ma àdduna lay wax xaw ma Afrique lay wax. ne nit ki dafay dem tëdd penam ba noppi génn ñu tegaat ko beneen peine. tegaat beneen peine bi mooy le regard de la société ku ci nekk am na looy interpeller jëfam ku ci nekk am na looy interpréter la nga xam ne moom la nekkee woon ca prison ba te muy mbir moo xam ne dañ ci war a bàyyi xel bu baax a baax. Mamy Linguère nit ki dana nekk prison. génn melaat ne ku nekkoon prison. tandis que dañ ko war a xëcc. gunge ko. def réinsertion doon lu yomb. Eva da nga indi lu am solo xam nga damay faral di wax ma ne Sénégal rek ngay doonee dara continuer ko à vie. c'est vrai. Sénégal ngay sàccee benn nen. nekk sàcc ba say sëtaat nekk sàcc. donte mosuñoo jël dara. Sénégal ngay amee benn problème doon ko ba illaa yow mi diini. du ñu jéem a xam ndax yow bàyyi nga ko wala bàyyiwoo ko il suffit que mus nga ko def rek bët boobu la ñu lay xoolee. te Serigne Baye Jaxate dafa waxoon lu am solo daf ne woon am kilifaay li am solo. soo ko amee am nga solo soo ko amul amoo solo ku wéeruwul fenn yomb bu ma. nit ki dafa am fu mu war a sës
cëslaay dafa baax ci doomu aadama mooy nga juddu am kenn koo xamante ne yow da lay wóor ne kii am nga nopp boo koy dégloo. Ndoye Bane dafay wax mu ne damay remercier sama kiiwu papa parce que su dul woon kooku tey ma nekk bandi. ci yàlla waxu ko ndax ne dafa waroon nekk bandi mais kooku dafa sësu woon ci kawam. xale bay tëye sàkket daf ciy daru. xale dafay am moment bu mu toll boo xam ne faaw mu am ku nekk ci wetam. yow ñëpp beddi la kenn talu la ndax ne la ndax mus nga am benn erreur ci sa àdduna. tegal loxo kenn du la déglu. erreur ci àdduna nga dalal mbokki télé. salaamaaleykum wa rahmatullah. waaleykum salaam wa rahmatullah soxna yi ñu ngi lay ziar. sëriñ bu baax bi ñu ngi lay jox sa wàccuwaay bi gën a sell. ñu ngi leen koy delloo ñun tamit. yow rek la ñuy déglu. waaw kooku su ma juumul soxna Eva Tra la. waaw mi ngi lay dégg. ak Ndoye Bane beneen soxna si bu baax ci moom laa xamul turam mais moom tamit. ajaratu Linguère vraiment ay intervention waaw parce que vraiment wane na fi taalibe wane na fi dal wane na fi xam-xam moom tamit yéen ñëpp daal pratiquement maa ngi rafetlu vraiment seen émission bi. vraiment yal na yàlla vraiment jàppale leen. amiin yaa rabbal aalamiin. non c'est vrai que thème bi ngeen dugal nii. am na benn importance capitale boo xam ne. man su ma sañoon da ngeen di ñaan dans vos programmes là ñu réaménager ko dugal ko ay thèmes entre ay 20 heures ak tout juste avant le journal. ñu si bëri tey jii ay parents ñu ngi au travail xam nga ñeneen ñu ngi au liggéey ci yeneen barab yi. ñu koy seetaan mooy ñi nga xam dañoo des ci kër yi bon amuñu leneen lu ñu def mais thème bi am na importance boo xam ne su ma sañoon grand public heure bi nga xam ne dañuy toog ci télé yi vraiment lañ koy jàllale. parce que c'est un fléau boo xam ne vraiment buñ ko résoudre ñun suñu avenir c'est vraiment hypothéqué parce que la jeunesse d'un pays c'est l'espoir de demain et suñu ci jógul jël ci suñu matuwaay on aura demain un pays boo xam ne vraiment dinañ soxla ñu ko diriger mais dana néew trop dëgg la encore une fois vraiment maa ngi leen di remercier di leen ñaanal vraiment yéen moom seen plateau bi bon dinaa dugg télé yu bëri mais seen plateau bi dafa xaw a jërëjëf yàlla jàppale leen yàlla na yàlla yombalee liggéey bi vraiment yàlla na yàlla suturaale leen amiin amiin kontaan ci yéen quoi vraiment jërëjëf lan moo naqadi xale bi ba poussé ko muy drogué wu yow kilifa gi da nga ci am nag sa part de responsabilité yaa ngi nekk ak sa ndey nekk ak sa baay ci benn kër gis ci ñoom comportement yu malsain yoo xam ne neexu la ngay gor neexu la nga ne nigal ma manifester ko à ma façon à ma manière naka ngay def nga sànq sa bopp moo ne ñoom de dañu créer seen kër teg ko def ci seen charte yow itam na nga xam ne du noonu nga waree woon fayu ni ngay fayoo mooy li ngeen def muy chose contraire ak sama gis-gis damay def neneen maanaam nga baaxal sa bopp nga jàngi nga topp yoon bi nga xam ne mooy yoon bi la société bi nawee te nag jamais trop tard pour bien faire il n'est jamais trop tard mën nga ressaisir yow xale mi nga xam ne yaa ngi ñuy seetaan ne dañuy jot seen ay témoignages gis nañu suñu doom yoo xam ne ñu ngi ci waaye ñu ngi ñaan yàlla génn ci moo tax ma ni Ndoye Bane waxtaan am na solo lool bu ko kenn xeeb. dëgg la yaay ji da koy teel a yëg. di ko nëppal. di ko jiñ nit ñi naan fu jëm balaak diwlaak dañ koo liggéey ak tay kook ay rabalaak rab yi rawaani maam yaa fekk ñu benn rawaani maam ay rawaani booy ba du léeg-léeg mën nañoo ndëppal nit te dara waaw yow ñi ngi ndëppal nit ba parce que suñ ko luñ ko ndëppal du daanu mbaa daawoon daanu reewande lay daanu parce que yàmbaa la kooku nag faaw ma jëm ca Yoof laaj maam xari jéen ni ko li Ndoye Bane di wax ndax mën naa am wala ma laaj Adama buñ leen di ndëppal dañ leen di sottil boisson mais Ndoye est-ce que du ñooñu dañoo war a jël ànd bi këpp ci yàmbaa ji muy saxaar subhanallah subhanallah nañ moytu gis nga xale bu jigéen bu bëgg boo xam ne sa doom nga gis sa doom chaque jour muy jënd ay Sprite di dugg ak moom ci biir néegam am na loo leen ci waxoon de Sprite topp ko de dafa am ay comprimé yoo xam ne booy dañ koy jël dañuy jël comprimé yi am na nu mu tudd non bu ja boo ko kenn wax nañ yem ci Sprite bi rek koo ci gis mu tàmm jënd Sprite di dugg biir néegam wala di ko dugal ci saagam wala canette yooyu noonu naan meew non waaw non dañuy toog nga gis leen ñuy naan li ñuy naan weex tàll nga yaakaar Sprite bi lay naan ndekete Sprite bi am na leneen lu mu ci composé quand même booy xale surtout xale yi jigéen ñi ñoo ëpp lu ñu utiliser loolu te ñu ngi koy def ci seen AP yi di ko def seen mbiri et puis maire yi nañ bàyyi dal xel
sa copine doom mi ngi ñëw ci kër gi chaque jour ñoo ngi dugg ci biir néeg bi. nga naan dañuy jàng ñu ci bari jànguñu. suñuy jàng leen toog ci salle bi fàng ñëpp di gis ne lu ñuy tëju. bis boo leen bettee ubbi néeg xam nga mos naa fi wax benn affaire ni képp koo xam ne ñeme nga sa doom laa wax de. maire yi ñemewuñu seen doom yi jigéen ñi ku ci ñeme sa doom ubbil téléphone am. téléphone yëpp lañ ko de ku ci ñeme sa doom laa wax de. waaw li ma naan na nga ubbi téléphone am. waaw man de di nga xam ci lu mu nekk. di nga non parce que. boo bëggee xam nit ki dugal Facebook am rek nga xam un peu ni mu mel. portable non portable bi ngay jël. ba pare damay toog ak Eva léeg-léeg. est-ce que xam nga dañ lay dàq ci seen. damay toog ak Eva ay ree daf may jàpp. ndax lan. nee na ko nga dugg Facebook. maanaam. xale yu architecture yi xale 3C yi kan moo ci demati Facebook. c'est-à-dire yow yaa nekk Facebook yow miy jaay bamanaade ci réseaux sociaux yi lay wax. xale yaa nga snap fa la ñuy tooj. waa yëpp benn boo leen demandé ami dañ lay rejeté. yow mi bokk seen famille. duñ la mus a ajouté. léegi nag xam nga lan la man de je suis mère keneen est mère keneen est mère dama la naan sa WhatsApp dinaa ci dugg. Facebook amul benn Twitter foo nekk fu ne di ma accepté amul benn boo ciy dugg. kooku mooy yaay ji. da nga amuloo code gis nga man mami dama wax code amul sama kër amul silencieux téléphone bi day sonné seen code c'est à la portée de tout le monde sérieux noonu la doonte loolu sax taxul ñu. léegi daal bañ demee daal ba téléphone yi léegi. kanamu borom nga ci naan faa mu soogay di ko. interdiction formelle. dafa am ay comprimés yoo xam ni. pharmacie da koy jaay mais par ci ordonnance tax ñu la koy jox mais genre comprimé yooyu souvent nit ñi dañuy xam ne lii dañ koy jëfandikoo di ciy defar drogue. ñu koy dugal ci biir dëkk bi. des fois soo gisee sa doom mu yori benn tablette comprimé te xamoo ban façon comprimé te gisoo ko mu feebar. defal enquête. jëlal tablette bi nga dem yóbbu ko pharmacie nga laajte lii lu muy jariñ boo yi bari ñi ngi ay yor seen saagi ay comprimé yooyu dañ ciy drogué wu bu baax a baax a baax a baax te nit ñi xamuñu ko te Sénégal dañoo yaakaar ni drogué wu pëndëx bi cocaïne héroïne ak yamba rek lañ jàpp ñu fekk comprimé yi fi mu nii mi ngi toj dëkk bi Ndoye Bane a ngi wax lu am solo ma riirandoo ma fëkkandoo ñëpp def nañ naa ko def xamoo ne yow ki nga xamante ne kër baayam dafa nooy nepp kooku lu ko neex mu def ndax dafa juddu fekk fi alali baayam la Khady Diouf maa ngi koy nuyu fële ca Bambey la ma waxoon yéen waa Ndakaaru da ngeen di sëpp seppem da ngeen di ŋaañ nguux xam nga yow sëpp seppi nga xam nga ñëw fii fekk ñiy ŋaañ di nguux boo leen toppee ci kaso bi ngay mujjee te boo demee doo am ku la seet si am na fi ñoo xam ne bañ leen jàppeeg léegi seeni mbokk mais bul fàtte ni bitim réew itam kaso yaa ngay toj ndax am na fa ñoo xam ne bañ leen jàppee léegi seeni mbokk xamuñu sax ndax dañ leen a jàpp wala déet te ñoom it argent facile bii ngay wax ni ak diw dem na ñëw na yëkkati na bâtiment bu tiim suñu kër man itam wax naa ba dem naa yëkkati bu tiim kër jàmbur rek leen dugal ci lañ nekk bokk na ci thème boo xam ne Bane ñëpp dañu ci nekk di dugal seen kàddu parce que dañu rafetlu liggéey bi parce que non c'est parce que mbir la moo xam ni mën na laal ku ne da ngaa nekk ci société bi am jëkkër am jabar nekk ci société bi ami doom dëgg la say doom mënuñoo dëkk nekk ci biir kër gi toog fa mënuñu dëkk nekk ci biir kër gi toog foo jaar ñu génn dëgg la suñu génnee nag dañuy am beneen kër dëgg la am yeneen i xarit am yeneen i xame di dem am yeneen destination suñ fa demee lan lañ fay fekk su fekkee nag xam nga sa bopp di nga xool ñi ngay àndal su fekkee xam nga sa bopp soo génnee di nga xam nag ngay doxale mais su fekkee xamoo sa bopp da nga yomb a këf waaye tey ji lii de su ma ko defee su ko sam pap yégee du ko neex lii de su ma ko waxee sam pap maanaam nit day jomb voilà da ngay jomb te xam ne tey ji kan nga gis mu tux yàmbaa ba yegg fenn fi ci yàlla kan nga gis mu drogué wu ba yegg fenn fi fenn nga dul dem fenn nga soo dee gone soo dee xale dugg ci doo xam foo jëm dëgg la ñi tokkatu yàmbaa yi nga xam ne c'était chaque jour yenn yàlla may ñu ay leçon am na ay grand yoo xam ne ñoo màggandoo ci koñ bi dëkkandoo ci koñ bi ba ngaa judd rek fekk leen ñuy tox yàmbaa nga màgg ñoom ñoo la ngénte ci yàlla nga yaru ci seen kanam nga dem jàng fi ba am fi bag ba dem liggéey ba ñëw gis nga leen ba léegi ñu ngi tox yàmbaa ci yàlla léegi ñooñu est-ce que gis ngeen ci ñoom avancement wala dangaa gis ci ñoom dellu ginnaaw ci yàlla voilà am na ci grand yoo xam ne dañuy jàng ba ne fekk tuxum yàmbaa moo leen yàqal boo xam ne ñu ngi ci bopp koñ bi ku romb ñun la grand bàyyi fi dara booy maa la yar sama fils la nangam ak nangam yaa ma yar sa fils la et tout mais da nga en retard lan moo la tardeel yenn meeru anglais
moytul ma leen buñ ko jaayut it ñoo koy livreel ki koy jaay mooy kooku du bëgg a feeñ léegi ci maire ba fa lañ koy jëlee. te maire bi soo gisee yërëm ko. saa neex ba muy jaay yàmbaaja lu mu doon jaay caag rek giri caa da koo dëpp caakiri ak giri caa. sacré ba bi. saa bul ma tontu dimbali ma rek. nuyu képp koo xam ne rek mi ngi toog di nu seetaan waxtu bi jot na ba noppi soxna Mami. waaw kan ngay remercier ak tàggu. delluwaat di tàgguwaat waa Sénégal gépp rek di leen wax ne nañu gën a farluwaat te gën a xoolaat. te ñu gën a moytuwaat itam ndax loo xamante ni nii dana yàq sa àdduna xëy na tardeel la ci benn temps bi. dëgg la du ko jar tey itam nag kaso bi neexul de. kaso bi metti na xat na. ñi ngi naan leen si bi xotaan fees na te ubbeeguñu ko ndegam foofaa fees te ubbeeguñ ko nag. mbes maa fii. xale yu ndaw yi nga xamante ne tamit ñi ngi yor seeni saak di jàngi. maître ba dafa grève prof ba ñëwul tey leneen ak leneen demal nga jàngi booy kaay ma yónni la fii nga dem yóbbul ma soo ñëwee ma may la 5000 francs boobu mu lay may sa avenir ko dàq téeméeri junni yoon mën ngaa dem nga liggéeyi ko nga jël ko dem yóbbu ko ci benn kër di dëpp wala nga dem fekk fa police mu toog di la xaar nañu ko moytu nañu moytuwaat yooyu yëpp te yal na yàlla jubal te jubal suñu njaboot gi ñëpp te jubal ñu ñun ñi ci suñu bopp ndax àdduna dafa tëradi nit ki fa ngay xëyee fa ngay daanu jee sax yàlla rek lay neex nga yegg fa delluwaat di tàgguwaat waa Sénégal gépp di wax ne kenn gënu leen di wax ne kon ba suba ak jàmm ba suba ak jàmm yaayu ne kontaan nañu Ndoye Bane jaajëf ñu ngi tàggu ñëpp rek di leen wax rek papa yi ne ñuy góorgóorlu ci njaboot gi yaay yi góorgóorlu ci njaboot gi te xam ni njaboot gi suñu borom moo ko fi indi pour que ñoom ñu jéem leen a toppatoo bu baax a baax xale yi nangoo jéem a xool nag di jéem te tey moytu di toroxal seen papa yi toroxal seen yaay yi dafa am ay doom yoo xam ne dañuy juddu rek ñëw uniquement pour déshonorer seen famille yow yaa ngi ñëw fekk sa papa 0 faute sa yaay 0 faute yow nga ñëw indil sa yaay sa papa excellent parcours indil leen 1000 fautes waaw ci lan àndandoo bu bon dëgg la fréquentation bu bon nanu góorgóorlu auto police su ñëwee gaare kan la doomi diw ci yàlla loolu jigéen àdduna am maire yi bari loola leen naaxloo te seen heure naax jotul loola leen màgget loo te seen heure màgget jotul ñu bari loola leen tax a gàddaay doom joo xam ni wala doom yoo xam ne dañuy def naka sudul noonu ci dëkk bi ba nga xam ne daal yàlla nañ ci yàlla jërëjëf tamit ñu taxaw ci bu baax dëgg la ci xeex lii état bi taxaw ci bu baax ci xeex lii éducation de base jëkkee ci biir kër yi macha allah gannaaw bu nu yaree nag yal na nu yàlla gën a jàppale ndax mbir mee ngi sunu loxo waaye doo xam lay xew ca mbedd ma daal xamuñu ko moo tax ma ne nit dana tooñ nit ndax da nga ñàkk yar sa doom mu fekk doomu nit ku nu yar lëkkale kook moom noonu la ba ay jiixi jaaxa am ci yal nañ ci yàlla musal lu dul baax ko gën baax rek a noppale te nee na ñu ëllëg du añ du reer waaye des koo sédd nañ koy séddee nag mooy defar suñu tey defar suñu tey itam il faut avoir un profond respect du passé pour nga xam ni ngay tënkee sa tey yal na nu yàlla musal yàlla lafal ñu cat jërë ngeen jëf bon appétit à tous